asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal fii ci studio iRadio ITV synchronisé en direct ci suñu réseau bi Média SN ci site bi tamit ak suñu plateforme yi bi xamante ne moom mooy digital bi ñu ngi nuyu képp ku yeewu ci réew mi di leen ñaanal jàmm ak salaam comme ni ñu ko faral di def bi mbas bi dooree ci réew mi ba léegi ci àdduna bi dañu toog fii jël ñaari waxtu di waxtaan ci maanaam mbas mi ci conséquence am ci li mu indi jeexital ci jafe-jafe mu indi ñëpp xam nañu mbas bi lu am la te dafay reye dafay lawe ci réew mi ñu ngi tolloog ñi xamante ne génn àdduna maanaam 6 personnes xamante ne juróom benn nit ba ñàkk nañu seen bakkan te bakkan bu nekk dafa am ku nekk ci ginnaawam te du chiffre rek abay nit la ay dund la ñu war a gën a mun a farlu ci xeex coronavirus bi cas communautaire yi commencé na jaaxal nit ñi parce que cas communautaire mooy ku nekk ci ñun léegi mën naa am feebar te xamul am na ko te bu ko amee mun na ko lawal ci réew mi kenn xamu ko te loolu buñ ko yàggee di am di continuer jafe-jafe dina am ndaxte ñi nekk ci médecin yi bu loolu amee dana ëpp doole bu ëppee doole mën nañu dugal ñëpp ci hôpitaux yi di leen faj ñaanuñu yàlla yegg fu ñu xamante ne France yeggoon na fa Chine egg na fa Italie Espagne egg fa moo tax ku nekk ci boppam war ngaa mun a xam loolu xam ne réew yooyu doole bu ñu yore amuñu ko ñun war nañu gën a mun a farlu bi mooy prévention bi li médecins yi wax di raxas loxo yi di takk masque yi di bañ a jegante yenn jegante yi di samonten li xamante ne lépp médecins yi wax nañu ci loolu tak moo tax boobu ba léegi xam ngeen ñu ngi dalal fi ay kàngam di waxtaan ak ñoom am nañu mbégte tey di dalal monsieur Thierno Lo kenn du ko présenté Sénégalais yi leader politique la boole ci tamit ancien ministre de la République du Sénégal ñu dalal tamit oustaz Makhtar Kébé nekk vice-président du cadre unitaire pour l'islam xam ngeen ne fan yii léegi ñu dugg ci weeru koor gi te virus bi gàllankoor bu mu indi bu rëy la tëj na Kaaba tëj na Makka bi nga xamante ne benn mosquée du prophète 1400 ans kenn mosul tëj mosquée bu 14e siècle nga xamante ne sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàkkam boobu tëj dañ ko ndax virus bi te ñu tëj mosquée yi fii coow li commencé nam ñe nañuy laaj ak weeru koor gi naka la ñu mën a organiser wu ci maanaam virus bi est-ce que dañu tijjiwaat mosquée yi bañ ko tijjaat débat bi am na waaye ku nekk daa ci joxe xelam ci loolu ci xalaatam ñu xam daal nu ñu ko mën a tegee ba virus bi bañ a gaañ réew mi gaañ mag ñi gaañ xale yi ñu xam naka la ñu mën a demee ci loolu moo tax monsieur Thierno Lo ñu ngi lay nuyu di la dalal di laaj virus bi bu mu commencé ba léegi ban jàngat nga ci am. maa ngi lay nuyu di la remercier bu baax a baax di nuyu oustaz Kébé di nuyu seen auditeurs yi ak seen téléspectateurs yi ma tàmbali aussi di jaale sénégalais yépp ñi nga xam ne bile seen bakkan ñàkk nañ ko ci virus bi nag man Alsane ni ma ko gisee mooy dafa nekk loo xam ne lii lu yéeme la loo xam ne war nañoo delloowaat ci suñu boroom parce que bi virus bi amee ba léegi ñu ngi jël ay mesures sur le plan médical di ko jël sur le plan économique di def lu nekk mais bu weesoo suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy wax ne nañ dellu ci yàlla suñu borom. ñun le repentir mondial bi war a am déggoguñu ko ca bu ñu xoolee ci marche humanité bi li muy dox yëpp ci trajectoire am ay virus daf ciy am yàlla suñu borom mooy def ay alerte di ko jëme ci doomu aadama yi pour di leen wax ne moom ba léegi mi ngi fi nekk ay jaamam lañu am na lum ñu tere am na lum ñu digal bu ñu ko fàtte mu wane loo xam ne lii bombe atomique mënul ci moom dara drone mënul ci moom dara ñi nga xam ne bi nekkoon nañu ay président de puissance étrangère ba yaakaar na ñoom ay demi-dieu lañu bi virus bi ñëwee wan na leen ni seeni armée duñu dara yéen du ngeen dara indi naa lu ngeen xamul fu mu nekk te dana leen faagaakal ba kañ laa ko fiy jël premier réflexe bi nga xam ne bi la waroon nañ ko def ci loolu ci la bokk. leneen li des nag mooy di ko jéglu te it di jël ay précautions ak di continuer di def ay recherche pour que ñu dem ba fa nga xam ne bi la fa la tënk liy faj ñu jaar ci yoon yi di dem di sabablu ba kañ la ñuy mën a dem ba trouver la ko fiy jële moom ci boppam mu neex ko mu ne wan naa leen sama bopp dindil naa leen ko ci diggante bi nag
li ñu mën a def en tant qu'humain mooy suñu kii ñi nekk ci service médical bi ak suñu force de sécurité yi ma profito pour gërëm leen parce que ñun bu ñuy toog di nëbbatu di toog di sàmm suñu njaboot ñoom ñi ngi ci biti di joxe seen bakkan di affronter ñun li ñu ragal donc ñooñu dama leen di sargal au passage mais li Sénégalais yi war a def mooy li nekk ci suñu disposition te yomb ci ñun moo ñu respecter les mesures barrières ak le confinement jël mesures yu sabablu yooyu nga xam ne bi li ñëpp a ko tolloole pays riche ak pays pauvre ñëpp xam nañ ne c'est la meilleure arme mooy vaccin bi jiitu kon nañ ci fàggandiku ma ci remercier le président de la République ci mesures yi mu jël ak ni population yi àndee ak moom ak leader yëpp ñu def face pour ñëw a combattre l'ennemi commun loolu raf alsan moom lay rafetlu en attendant que ñu daal ci leneen fànk. Oustaz Kébé ban njàngat yow nga am ci li nga xamante ne mbas mi bi wàccee ci réew mi ak dégâts yu mu def fii. salaamaaleykum monsieur Alsane maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy déglu di nu seetaan ci sa émission bu am solo bi di ñaan yàlla mu defal leen ci tawféex. amiin ba seen rajo beeg seen télé bi dégtalu ba yegg foo xam ne fii weesu na seen jot. amiin amiin. di nuyu suñu mag di suñu kilifa maam Thierno ñaanal ko yàlla mu defal ko tawféex. amiin yokk ko daraja yokk ko maqaama. amiin. di nuyu waa réew mi yëpp di leen massawu ci coono bi nga xam ne coono bu wàcc ci àdduna la. nga xam ne xëy na bu ay fan bariwul itam ab gëstu bari na lu mel ni daanaka néew na muy am ci àdduna. mbas yàgg na ci àdduna mais mu matalee nii gaawe nii di def dégâts yi muy def ci anam yëpp gëw ma ni bari na. li ko waral nag man dama foog ne ni doomu aadama jéggee dayoo ci jàdd moo tax yàlla teg ko lu toll noonu. xam nga borom bi mu bindee suuf daf ne suuf lépp jàkk na lenn lu ci ne moo ngi ci fu mu war a ne lépp daf ko tàggatal doomu aadama lu ciy gaañ doomu aadama amu ci. mu jox nit ñi alerte nag ne wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha suuf defar naa ko ba luy gaañ amu fi fexe leen ba dara bañ leen fi gaañ c'est-à-dire bu leen ko yàq mais boo seetee nit fa mu jëkk tàmbale mooy li maam Thierno wax moom dañu ko tàggatal suuf mu foog ne moo ko moom foog ne lu ko neex def dem na sax ba tëgg dënnam foog ne dara teewatu ko donc mu jàdd goo xam ne gi lépp mu teg ko ci xelum doomu aadama gëm ni science matanel na lépp science wane na ay limitam tëral civilisation boo xam ne bi aussi mu ngi ko teg rek ci nan lay satisfaire bëgg-bëggu doomu aadama. waaw c'est-à-dire ñuy produire sur richesse lan moo ñu yóbbu ci production richesse boobu mooy ñuy consommer lu ñu soxla ak lu ñu soxlawul ba ñu détruire écosystème bi complètement léegi nag espace yu dugalante nit ñeeg bàyyi ma yu dugalante muy andi lii xew nii mais weesu na foofu dem na ba li ñuy wax lu baax ak lu bon nit ni loolu amatul moom lu mu bëgg baax na lu mu bëgg def rek mën na ko def c'est-à-dire civilisation boo xam ne mu ngi tegu ci liberté boo xam ne bi xelum doomu aadama moo koy tabax te fu mu ko yem ak moom mu ëpp loolu nag bu mosee am ci jamono borom bi day def alerte parce que dafa bëgg nit bëggul lu ko gaañ xam nga am na ñuy wax ne mbugal la mais du mbugal épreuve la parce que borom bi mbugalam xejul ci nit. du jox leen technique sax lu mu koy bugale fii ci àdduna. mais dana ko jox nag lu tax mu xoolaat boppam. épreuve bi dafa ñu war a yóbbu ci ñu xool suñu bopp. introspection c'est-à-dire yoon wi ñu xàllal suñu bopp. di ci dox bu mu andi ñu fii est-ce que yoon woowu mooy li gën walla déet diine ni ñu ko feggale ci doxalinu àdduna yëpp éthique ni ñu ko tërale jukko ni ñu ko daanale norme yi nga xam ne moo war a boole nit ñi ci wàllu solidarité ñi néew doole ak ñi am doole nan la ñu war a dunde alors yooyu yëpp bu ñu demee ba mu yegg ci foo xam ne fii bu continuer ngaañ mi dana ëpp
borom bi andi loo xam ne lii dana tax nit ñi dellu gannaaw borom bi mooy wax ne teewoon ba suma mettit ñëwee ci ñoom ñu sukk nanu noo ko def danu ba waayu nan dellu gannaaw ñaan ko bu ko defee mu dimbali nu yii bu daan am ci démbu lislaam ay mbas yu metti xew na mbas mi ci mi nga xam ne moom la ñuy gën a wax mooy mi xew ci Syrie nga xam ne boobu Omar ibnul Xattaab mooy xalif nga xam ne boobu ay kàngam ñoo xam ne ñii ci mbaax kenn xamul nu ñu toll mbas moomu moo leen yóbbu Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah ci fukki nit yi yonent bi wax ne bu ñu deewee dem aljana ci la bokk doon lieutenant yu mag ci yonent bi nga xam ne fu lislaam mës a jaaxlee ci ñi koy décanté ci la bokk ci mbas moomu la faatoo Muaz ibn Jabal ku xam lislaam xam ko ci mbas moomu la faatoo ak ay téeméer yoo xam ne mais jullit ñi fa ñu tàmbalee mooy ne am na lu jaarul yoon ñu xool seen bopp dellu seen borom mais jël matuwaayu nit yi mooy matuwaay yi ñuy jël nii tëj dëkk bi ba kenn bañ a génne nit ñi ñu soreyalante leen mooy espace yi ñu def nii parce que Omar ibnul As bi mu jëlee gouvernance bi dafa ñëw fekk nit ñi di dajaloo mu ne leen mbas mii de mu ngi mel ni ak làkk bu nu fekkee nu nekk ay sayu matt daf ñuy taal ba nu jeex bon nañu teqalikoo ñi dem ci kaw montagne yi ñi dem ci espace yu yaatu yi ñu dëkke noonu même nee nañu Omar ibnul Xattaab nit ñëw na muy discuter ak moom ci mbas mi mais daf ko ne jëlal distance suma digganteeg yow lu tollook xeej lu tollook xeej boo ko dee seet mooy 1 mètre 1 mètre 25 yëpp ngir jël matuwaay donc ñaari dimension la dimension bi aju ci nit ki dellu ci boromam loolu bu nu ko négliger booy seet man toujours ba mbas mi tàmbalee laa koy wax damay wax ne dëkk bi li fi nekk ci lislaam ak dayo bi mu am malgré que négligé wuñu ko mais jëluñu ko teg ko ci kanam jox ko dayo bi mu war a am ci lii nga xam ne mooy comité de riposte bi bien sûr boole nañ ñu ci ñun cadre unitaire de l'islam maa ngi nuyu au passage suñu kilifa sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine moo ko jiite muy cadre boo xam ne dafa daje ay association ak ay këri diine comité scientifique yi nekk ci këri diine yi alors loolu jàpp naa ne lu ñu war a dabaatal la boo ko dee seet crise bi même mën nga wax ne même bu fekkee ne njiitu réew mi def na ay consultation bien sûr ci këru diine yi mais bi muy dajalee ñi nga xam ne ñooy secteurs yi nga xam ne ñoo dund ci réew mi dafa mel ni mouvement associatif bi nga xam ne day liggéey ci l'islam daf leen ci génnee bu baax a baax. monsieur le ministre wax na dimension environnementale crise bi parce que mala yi ak nit ñoo dugalante ba feebar bi jógee fu ñu wax waan law ci àdduna yow nekkoon nga fi ministre de l'environnement te gàncax bi loo mën solo pour nit la waaye destruction bi am ci loolu ba yóbbu ñu ci nii comporte pas nit la. xam nga Alassane wax nga dëgg ci cause yi nga xam ne bi la parce que yàlla suñu borom buy def alerte day jaar ci ay phénomène yoo xam ne ay activité nit ki lay doon parce que boo xoolee léegi ni ñuy defee oustaz wax na ko dérèglement écosystème yi nga xam ne bi la nit ñi def nañ ko loolu ci cause yi ci la bokk parce que su fekkee ne yàlla dafa créer doomu aadama créer ay espèces créer ñu ay yoo xam ne yi waruñu ko laal quel que soit suñu production bi ñu war a def pour dund war nañoo régler ay question développement durable xool ba xam li ñuy produire naka lay impacter ci dundu doomu aadama bi mais yooyu yëpp bu ñu defee ay mala yàlla dafa jël mala bu nekk bu la créer am na loo xam ne moom ngay faj ci àddina am na place boo xam ne bi moom la jagleel teg la fa doomu aadama bi mu am fu ñu ko dëkkaloo créer rapport bi mu war a am ak espèces yooyu mais ñun ci suñuy defin dem nañu ba ñu am ay rapport ak mala boo xam ne bi yàlla santu ñu am rapport boobu ak mala bi ñu dem fekk ko ci espace am jël ko indi ko ci suñu cadre nit bu ko defee bu ñu dikkee lu mu fa indi comme impact ñun ñoo ko créer suñu bopp
ñu dellu seeti suñu production jëlal Dakar boo ko xoolee ci année yële demal nga dem centre de suivi écologique nga xool carte Dakar ni mu meloon ak léegi ni Dakar nekk na benn ville en béton 2 poumons ñoo fi amoon yoo xam ni moom mooy permettre nit ñi di résister ci impact yi nga xam ne bi la moom la destruction environnement bi am muy la forêt classée de Mbao ak les filao mais léegi boo fa demee dëkk nañ ko dagg nañ ko nga nekk ville boo xam ne bi on ne respire que le béton kooku yàlla ba ñuy créer waxuñu woon nañu defar ay dëkk yu mel noonu nga xam ne noonu la ñu fay dundee kooku dafa am léegi lu muy indi day créer ay espèces di créer ay maladies di créer lu nekk doomu aadama bi di ko dund donc kooku activité nit la. beneen bi ci dolli ko aussi même suñuy rapport nii les déviations yi nga gis nit ñi di am góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy mala ak nit di sëy mais loolu dafa am lu muy créer ci univers bi loo xam ne lii aussi kooku itam toujours activité nit la ça veut dire que nit ci boppam moom moo détruire cadre de vie bi ko yàlla defaloon règle yi mu ko defoon mu dérégler ko defu ci dara léegi phénomène bii dafa am alsaan yu am solo yu ñu ci waroon a def xam nga boo dikkee fi nii ñoo ngi réfléchir comment relancer l'économie naka lañu war a mën a def pour trouver vaccin mais gars yi defuñu réflexion ci lan lañ ñu won ak lu ñu war a jàng ci loo xam ne li bii vaccin bi kii bi virus bi won nañu ko est-ce que suñu mode de gouvernance ni ñu doon dundee est-ce que yoon la est-ce que yi ñu jëloon comme priorité est-ce que yoon la quelle leçon lañ ci war a tirer parce que yàlla suñu borom indi na ko dafa jàll fii rek xamuñu ñaata nit la fi jëlee yàlla nañ ci yàlla musal ñu bokk ci ñu koy nettali mais dina jàll mais bu jàllee ban leçon ñun lañ ci war a tirer parce que yàlla won nañu d'abord priorité yi ñu jëloon du woon priorité yi waroon parce que nit war nga régler donc sécurité sanitaire bu wóor la beneen bi des war nga régler sa industrialisation beneen bi des industrialisation lu koy régler mooy li yàlla wax ne dëkkaloo naa leen Sénégal li leen di dundal waxuma leen ngeen jëli di ko Chine ou bien Thaïlande defal naa leen ko ci suuf si foofu moo ñu indi ci agriculture bi nga war a développer def industrialisation pour développer seen secteur de vie yi ñun nag dañu renverser lépp jël ay modèle yu tubaab yi indi wuñ ko ci ñun kooku itam leçon la buñ ci war a tirer beneen bi am importance alsaan xam nga réew moo gis li tax asiatique yi man ñu mooy ñoom dañuy toog seet ñoom la ñu am ñu jël ko di ko jëfandikoo di ci def recherche wóolu seen bopp ñun Sénégal est-ce que dégg nga fi nii ñu jël suñu chercheurs yi toogloo leen boole leen ak suñu médecins traditionnels yi ñu war a ñëw gis li ñu suñu borom jox suñu maam yi daan ko fajoo ñu ñëw jël ko boole ko ak lu essentiel mooy ñun ay jullit lañu yàlla suñu borom dafa wàcc alxuraanul karim indi ci dëkk bi ay nit yu saint yu jàng yoo xam ne yii am na lu leen suñu borom mayul pour que ñu àgg fa mais am na lu ñu xam loo xam ne mën nañu koo jël boole loolu yépp pour seet est-ce que ñun amuñu possibilité pour trouver solution boo xam ne bii dina faj defuñu ko ñoo ngi xool toog di xaar ñële lan la ñuy def pour jox ñu ko ëllëg ñu indil ñu ko pour faj ñu ko. Madagascar commencé na ci loolu. Madagascar xam nga commencé na ko. ñu ngi koy soofantal. ñu ngi koy soofantal mais li ma wóor ci wóor. parce que dëkku Afrique da xëy na. gis nga tey bu fekkoon ne suñu chercheurs yii médecine moderne ak médecine traditionnelle toogoon nañu jël jumtukaay yu ñu am man am naa conviction très forte que ne liy faj mën naa jóge fii. mais dañ ko deful il faut que ñu compter ci suñu bopp ak li ñu yàlla jox. ak fi mu ñu dëkkaloo parce que yàlla newul la dëkkal Sénégal loolay faj ak looy lekk demal Chine demal Thaïlande jëli ko créewul àddina bi noonu fi mu la defal fi la defal li lay war a yor yépp mi ngi fi yaa war a jaay sa xel ak gëm sa bopp pour dem seeti ko pour faj on a tout renversé. loolu mooy li nga xam ne réflexion profonde bi nga xam ne war nañu ko jëkk a def mooy dellu si ci gëm suñu bopp gëm suñu borom changer suñu ay nekkin. buñ ko deful. ce qui va se passer après le virus gars yi nga wax naa ay annulation de la dette ak affaire yooyu il duñu développer duñu ko analyser tant que dellu suñu xool li ñu yàlla jox doom yi ñu am démographie bi ñu am ak lan mooy suñu preuve ñu compter d'abord sur nous-mêmes def union bi ñu war a def ci suñu biir jël suñu bopp en charge pour faire face au monde loolu c'est des réflexions yoo xam ni virus bi
war nañu ko won te yàlla moo ñuy yeewaat foofu moo naan xool leen seen bopp xool leen li ma leen defal xool leen yoon bi ma leen jàllal man mënuma régler problème mu virus bi di génn ci le cadre divin mënuma ko. mënuma parce que oustaz juñu nu sànq dimension spirituelle bi maanaam Sénégal dëkku gëm-gëm la maanaam muy njàngu ji muy musulman yi yëpp gëm nañ ko waaye ci comité de scientifique bu war a réfléchir ci loolu xëy na affaire médecin yi la lu baax la waaye dimension psychologique religieuse bi ci la ñu ko en charge. mais xam nga comité scientifique bi gis nga les religieux là dont on parle mais c'est des gens yoo xam ne dañoo jàng dem ci école yi li gars yi jàng ci tubaab moom la ñu jàng ci arab xam ko boole ko ak expérience ak ngëm gis nga seen esprit de réflexion et de vision globale ñoo ko ëppale gars yu bari yu nga xam ni ngi liggéey. amul loo war a mën a def ci Sénégal ci jëloo ñooñu nga ñëw boole leen ci pour que dimension spirituelle boobu gis nga li ñuy jàng ci Alxuraan ak ci yàlla suñu borom di demee amul benn comportement de la vie bu mbay kon war nga leen woo ñu ñëw ak itam pour maintenant régler problème mu nit yi. ñoom ñoo nekk auprès des populations ñooy toog boo dee ñoo lay jiite booy julli ñoo lay jiite boo jaaxlee ci ñoom ngay dem sur le plan psychologique am na lu bëree mën nañu ko def ci mentalu nit ñi. ça veut dire que war nga leen di mais nga jël ay sociologue tout court jël ay médecin tout court mais dimension spirituelle bi dafa am solo parce que fii temporel bi day wax dara gars yi duñ ko respecté spirituel bi wax gars yi jëf. kon ñooñu ñi nga xam ne bi dañoo bokk ci cadre boobu da nga leen a war a associer pour que mu am une réflexion élargie bu jël toutes les compétences du pays. pour que nga mën a trouver les meilleures solutions. Il n'est pas question d'exclure li nga xam ne bi la ñoom ñoo rek 90% de la population ñi nga xam ne bi la ñoom vecteurs yooyu ci lañ bokk kooku c'est inadmissible que ñuy def loo xam ne lii di ko def c'est des impairs que les gens doivent pouvoir corriger. boole leen ci pour que ñu approfondir réflexion bi dans plusieurs dimensions mais le problème de l'environnement dont tu as parlé li nga tudd léegi nii. ci lu garaaw la parce que gars yi def nañu fi ay plusieurs conférences. sur les changements climatiques ñoom ñëpp dañu mas a bañ di fay ay réduction yoo xam ne yi pays pollueurs yi dañuy jël seen xaalis jox ko beneen pays bu mel ni Sénégal mbaa ñu jox ko ku mel ni Alsane Diop ne ko demal Alsane Samba ne ko demal jëmbat ay garab ma fay la ci mais man sama économie du ma ko laal parce que damay produire sama pétrole dama yor samay usine du ma ko laal ca la muy def day jaar ci jaww ji ñëw impacter partout dans le monde mais léegi bi virus bi amee mais on a pollué moins. lépp taxaw. ñëpp taxaw oto yi dawatul usines yi dawatul lépp taxaw na ca terewul nit ñi ngi dund kon war nañoo won foofu que ne suñu mode économique bi ñuy def mën nañ ko changer muy dox nit ñi di dund mais ñu respecter li nga xam ne bi mooy sàmm doomu adama donc c'est plusieurs leçons yu bëree la. yoo xam ni il va falloir que ñun bu ñu paree fi ñu toll nii man daanaka ak samay yenn xarit yi ñoo ngi commencé di liggéey déjà ci leçon yi nga xam ni bile war nañ ko ci tirer ci buñ ci jógee ban mode de gouvernance lay war a mën a am ak itam parce que l'économie va changer le monde. dina dem ci beneen façon Sénégal nag ñun moo ñu intéressé. ak Afrique. waaw loolu ñu ngi ciy liggéey. waaw oustaz débat bi commencé na parce que virus bu mu duggee ci àdduna bi Arabie Saoudite dafa tëj Makkatal Mukarrama dafa tëj mosquée yu bari foofu ba fi xamante yoon sallallahu alayhi wa sallam tëdd ñu ko doon ñëw di ko ziar kenn jaaratu fa ndax virus bi fii ci Sénégal tamit dinañu ndogal tëj lieu de culture maanaam église yi mosquée ak yooyu waaye am na ñu commencé def benn débat di naan ñu ngi dem ci weeru koor gi est-ce que dañu war a ubbiwaat mosquée yi est-ce que dañu war a topp li nga xamante ne ndigal bi la contamination bi naka lay demee ñu bëri xalaat ne xëy na ci mosquée yi ñu fay dem di julli ay mag lañu am 60 ans jëm kaw te virus bi dafa gaaw faagagal ki nga xamante ne dafa am yenn âge yi Jamra teg na débat bi lan la ñu mën a xalaat ci loolu. waaw xam nga nun duñu wax nañu ko ubbi wala nañ ko tëj ñun li ñu bëgg wax mooy nanu créer cadre boo xam ne nit ñi dañu fay waxtaan ñu jël la question religieuse ci crise bi. jox ko dayo bi ñu ko war a jox bu ko defee ñu am compétence yi daje fa ñooñu ñooy wax ne dañu koy tëj wala dañu koy tijji mais en principe bu ñu delloo ci li nga xam ne moom la l'islam wax mooy nit dafa am centralité ci lépp lu l'islam di def
lu aju ci dundam lu aju ci wér-gu-yaramam loolu dafa am priorité ci lépp xam nga crise bi mu jógee ñu ne li koy joxante bokk na ci daje walla daje la sax te ku ne l'islam ni daje parce que l'islam li koy doxal lépp boo ko jëlee 90% ci ay daje la donc lu toll noonu bu nu koy def ci réew xam nga réew yi yu bari amuñu difficulté parce que am na cadre yoo xam ne yi ñoo fa ne jël question bi en charge cadre yooyu waxtaane ko joxe argument diine yi joxe argument yi nga xam ne moo aju ci wàllu médecine bu ko defee ñu xam ne diine ji kat dafa jox priorité wér-gu-yaramu doomu aadama donc lépp loo xam ne lii day gàllankoor wér-gu-yaramu doomu aadama loolu dañu koy arrêté dafa am benn principe c'est-à-dire diine dafa am ci ay mécanisme yu muy doxe mécanisme yooyu dafa wax ne bu ma ko waxee ci arab dañuy wax ne ad dararu yu zaal c'est-à-dire lépp loo xam ne lii day gaañ nit loolu dañ ko fiy jële ak lu mu mën a doon luy gaañ nit rek loolu dañ ko fiy jële ba pare door a xool conséquence su loolu ñu fi jëlee lan lay jur ak loolu nan lañu koy gérer donc moo tax ñun li ñu doon wax mooy bi crise bi tàmbalee daanaka mën nga wax ne institution yi liggéey ci wàllu jurisprudence ci islam yëpp nga xam ne ñooy def fatwa ànd nañ d'accord ne pour le moment nañu arrêté julli ci jàkk yi ak ci jumaa yi même bu fekkee ne ci réew ak réew modalité yi waroon na mais principe bi moom mooy nañu doon demee noonu ci groupe nga xam ne kenn organisé wu ko loolu mënatul ne am na ñoo xam ne dañu tëj complètement am na ñoo xam ne ñuy tëjuñu waaw Makka dañu tëj complètement waaw am na ñoo xam ne tëjuñu mais dañu limité ngir bàyyi fi symbole bi ñii nañu na ay 12 personnes di teew ñii na ñi nga xam ne ñoo nekk ci administration jàkk yi te ñu respecter distance yi mais diine du logique kese du xam-xam bi rek mais daf ci am loo xam ne lii ci yëg-yëgu nit ñi la ak ci sentiment nit ñi ci foi bi du sàngam mais sentiment la xam nga koo xam ne kii dund na 70 ans koor fu mu ko defee ak naafila la àndal mu koy dem ci mbooloo nga tëjoon jàkkam ci ay semaine koor gi di dégmal kooku question boobu laaj na nga jël ko en charge ci waxtaan ak discours boo ko deful nit ñi dañuy commencer seeni jaaxle di yëngatu ba kañ la ñuy continuer te jàkk yi mooy ñi ngay dégg ñu di ko wax ba kañ la ñuy continuer ñun amuñu difficulté ci ba kañ la ñuy continuer tant que docteur yi ñu ngi wax ne am na difficulté ngir nit ñi daje ñu ne nañ toog waxtaan daje bi nan lay demee ndax dañu koy continuer di ko tëj walla ndax dañuy ubbi partiellement benn jàkk muy symboliser li nga xam ne nit ñi war nañ ko def ca waxtu wa am na ay réew yu ko commencé adapté walla dañuy ubbi jàkk yi mais ak i nombre yoo xam ne dinañ ko mën a administrer walla dañuy continuer di ko def mais loolu li mu laaj mooy groupe toog waxtaane ko moo tax ñun dañ jàpp ne ministre de l'intérieur bi génnoon arrêté bi nekk la lu nécessaire tey mu woo acteurs yi waxtaan ak ñoom dajale leen ak techniciens yi nga xam ne ñooy wax ci wér-gu-yaram ñu toog trouver consensus boo xam ne bii loolu moo doon kàddu réew mi doyul li ñu foog na doy na doyul dem ci kilifa diine yi fekk leen seen salon waxtaan ak ñoom ñu joxe seen kàddu loolu doyul parce que espace diine bi dafa ubbeeku léegi dafa am ay sensibilité yoo xam ne yi ñooñu naam suñuy seeni kilifa lañ mais du ne à 100% dañu tënku ci li ñuy wax donc ñooñu aussi ñoo ngi ci réew mi nekk fi courant boo xam ne bi dafa am kàddoom am doyoom kooku bu question yu toll ni amee surtout le mouvement associatif dafa laaj pencoo ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ce qui est sûr mooy dinañu trouver li nga xam ne moo gën ci réew mi dinañu trouver loo xam ne lii dana nàndoo ak seen diine dama lay jox exemple toujours dama ko wax dama ko Côte d'Ivoire bi affaire bi jotee
seen conseil supérieur islamique dañu jël décision boo xam ne bii à l'unanimité ci réew mi dañu ko nangu mais fii ñun yàlla moo ñu defal sutura ñu am kilifteefu diine gu ko mate mais cacophonie bu metti la ñu tëjee jàkke yi fii cacophonie boo xam ne bii yàlla ñu defal sutura ñu am ñu ko mate gis nga sax am na ay tuuti riposte saay la mais taxu ko rëy mais parce que jëluñu ko ci dayo ba ñu ko waroon jëlee ak doole bi ñu ko waroon jox donc ñun li ñuy wax mooy noo ngi jëm ci koor période bu sensible la nit ñi seen delluwaat ci diine day rëy day am doole alors loolu mënoo ko def fekk ñoom fi ñu yaakaar ne foofu la ñuy feesale seen diine foofu ñu ngi ko tëj te nit ñi paralysme des formes même bu fekkee ne du dëgg dañuy wax ne activités yëpp a ngi dox même bu fekkee ne activités yi wàññi nañu dayo bi mais activités yaa ngi dox donc activités yi comme que mu ngi dox donc activités yi nga xam ne mooy symboliser diine am na nu mu mën a doxe te fekk du nekk en contradiction ñu jël mesure barrière yi nga xam ne moom la ñu war a jël suñu diggante alors loolu discussion la boo xam ne bii dañu ko war ñime bu ñu waxee ne bu ñu trouvé ne dañuy continuer tëj ñu continuer tëj bu ñu trouvé ne dañuy koy tijji partiellement ñu def ko partiellement bu ko defee am na dëkk yoo xam ne seen jàkk yi tëjul seen jumaa ñu ngay julli mais jël nañu modalité ak mesure yoo xam ne maye na ko monsieur le ministre question bu am importance la pour côté spirituel bi ñëw doon wax sànq parce que virus bi bu ma commencé taxawal lépp ñu bëri xëy na ñu commencé nañ gën a delluwaat ci yàlla parce que comme ni ñu ko waxee sànq parce que kenn mënul gis virus bi kenn xamul naka lay doxee kenn xamul tamit kan lay jàll ci àdduna bi médecins yi yéen docteur nee na il faut apprendre maintenant à vivre avec le virus comme nañuy vivre virus sida dañuy xalaat léegi virus parce que installé wu il faut nit ñi jàng ni ñu koy dundee ak moom te changé na lu bëri l'islam mu ko waxee sànq dafa laaj rassemblement waaye virus bi li l'islam bëggeewu ko noonu xëy na dafa ne dañuy dindi rassemblement yi kenn yàlla mooy woon foofu nit ñi aussi boppam ci ni ñu war a taxawee ci moom lu mu doon bañ nit ñi di ko def mu woon leen lii man maay seen buur dina leen woon naka la ñu mën a waxtaane ci réew mi ci mbirum ramadan bi di ñëw nit ñi am consensus ci mesure yu ñu jël. xam nga Alassane Sénégal dafa am lu ko yàlla suñu borom may ndaxte sur le plan spirituel dañu war a respecter suñu tarixa yi ñu am fii ay sécurité lañu ay vecteurs lañu yoo xam ne yi moo ñuy dimbali ci réew mi ci lu bëri ma jox la benn exemple xam nga Touba ak ay Daaru Musi yooyu dëkku murid yi est-ce que xam nga dégluwuñu benn autorité bu dul xalif général des mourides su fekkoon ne sëñ Mountakha waxul woon tey jii ne bu kenn nañ nit ñi def nii bu ñu kenn dem ci jumaa ja nañ ko def nii gis nga murid yi danañ def màggalu Kazu Rajab bi danañ def màggalu Daaru Musi danañ dem ca jumaa ja même bu nu dee sax dañu fa dem parce que seen ngëm moom moo àgg foofu mais bi nga xamee bi ne sëñ bi wax na nañu arrêté màggalu Kazu Rajab na la waa Daaru Musi daal di arrêté seen màggal parce que ndigalu sëñ bi la ñuy déglu donc suñu continuer concertation bi ak kilifa yooyu dinañ mën a continuer mesure bu ñu neex bu service médical bi jël ca d'accord ci ak ñoom taalibe yi dañ ko respecté kooku c'est une réalité boo xam ne kenn mënu ko fi indi mais man de mon point de vue comme yàlla waxul nit demal nga xaru yàlla suñ bopp wax na ne bu fekkee ne par exemple ñëw ngeen yor nga feebar nekk fenn mais addis wax na la ne bul fi jógee dem di war a wàll keneen soo ko yoree fenn aussi bul jël yóbbu ko feneen kon que ce soit muy koor geek mu bañ a nekk koor gi tant que virus bi mu ngi fiy nekk mesure barrière yooyu nga xam ne bi la moom muy musal dañ war a continuer di ko mun a def parce que koor gi mën ngaa woor def li yàlla suñu borom sant boo dee naafila mën nga koo naafila sa kër parce que du jullit yëpp ñooy dem ci biir jàkk yi dafa naafila ji parce que balaa nga naam nee fa waaw bala nga naam nee fa et puis newuñu soo naafilawul ci jàkka amoo koor kooku yàlla waxu ko dañu wax ne naafila na nga koy def parce que rafet na santaane nañ ko koor gi dafa am conduite booy def booy woor li ñu la tere ak li ñu la war a def ni ngay def pour yàlla suñu borom nangu sa koor kon mën ngaa julli sa biir kër mën ngaa woor sa biir kër
jàkka ja du force pour que nga mën fa dem ci affaire koor gi te bu fekkee ni nit ñi dañ faa war a dem di gën a yóbbu virus bi kooku kenn warul mën a dem fi ne nii di ubbi jàkka yi di wax ne ñëpp nañ fa dem di fa naafile ji di def ay regroupement loolu man sama point de vue la loolu parce que sax wax na sànq nit centralité am ci l'islam waaw centralité am ci mbirum wér-gu-yaram parce que boo bëggee topp yàlla sax waaw il faut nga wër da nga wér-gu-yaram pare il faut nga am wér-gu-yaram boo am wér-gu-yaram doo mën a topp sa yàlla nu mu ko tuddee loolu du am importance la ci comportement nit ñi ci comportement nit ñi xoolal discipline ak aar sa bopp dafa bokk ci ak jaamu yàlla parce que yàlla waxul ngay xaru waxul ngay dem fu ñu lay reyee daf laa wax del moytu di sàggandeku di ñaaw njort ba pare di pratiquer lim la wax donc mën nañoo woor te du ñu dem ci jàkka yi man daal jàkka yi ak lieu de rassemblement yi d'accord ruma ci ñuy ñëw di indi di ci dindi ay mesures yoo xam ne dafa weesu mesures yi ñu defoon mais am na benn facteur nag am na bu am importance xam nga bu fekkee da nga wax nit ñi ne leen léegi bu leen dem ci biir jàkka yi parce que waru leen faa def rassemblement ba pare nit ñi di génn di gis yeneen endroit yoo xam ni yaa ngi bàyyi nit ñi ñu fay def rassemblement man dégg naa débat boobu mais marché yi man daal ñu ni wax lu tax ñu ñuy tëjloo jàkk yi nga xam ne bile néegu yàlla suñu borom la ñu ne ñu bu leen fa dem ba pare ñu dem dekk ci marché yi ak ci buntu Brèche Dorée yi nit ñi fees fa del ak di gis nit ñi di def ay grand place ci biir dëkk bi am na ñoo xam ni ñu ngi posé loolu donc mooy question équité mesures yi nga xam ne bi moom la ñuy jël foofu responsabilité état bi la pour que li mu teree ci biir jàkk bi bu beneen jullit gis ñu di ko def feneen loolu état bi moo ko war a jël en charge pour que lu mu tere mu fexe ba sur tout le territoire nit ñëpp nañ koy respecté kooku c'est la responsabilité de l'état mais li jël ci mesures yi moom bu nu ci kooku rek mooy suñu arme ñun amuñu ay milliards fi ni nii yu ñuy defee ay recherche def la mais am nañu loo xam ne lii moom la ñu bokk ak yeneen réew yi nekk ay puissance ca épidémie yi mas a jaar pandémie yi mas a jaar ci marche humanité c'est les mêmes mesures lañ mës a jël que ce soit muy la peste la grippe espagnole yi ngay mës a jël yëpp manifestation yi benn la gis nga yi ngay gis nii ñuy wax naan par exemple boo dikkee fii da ngay am ay chaleur ay mal de gorge ay affaires yooyu c'était les mêmes manifestations mesures yi nit ñi daan jël bi pandémie ñëwee c'est les mêmes mesures c'est les gestes barrières et le confinement donc ñun loolu nekk na à notre portée kon nañ ko def ba kañ la ko yàlla suñu borom di dindi maa ñu trouvé benn remède boo xam ne bi moom jaaral na ko ci ñun pour ñu mën ko faj gis nga gestes barrières yi ak confinement bi c'est pas à négocier que ce soit muy mois de ramadan ak bañ a nekk mois de ramadan il faut ñu imposer ko quant à maintenant la gestion psychologique des gens par rapport à leurs croyances par rapport à leur méthode li ñu mës a tàmm mooy li oustaz wax nañ ci boole nit ñi ci war a toog ñu joué ci kiiwu nit ñi génne verset yi moom mën na génne ay hadiis moom mën na génne lu alxuraan wax mën na génne phénomène bu mas a xew ci àddina bi rek am na lu yàlla suñu borom wàcce ñii ñoo ko xam nañ ko waxtaane pour que nit ñi ñu delloo leen ci seen mental ñu am léegi benn rigueur de compréhension pour war a yaakaar ne man kat bu ma naafilewul am na ñoo xam ne dañuy yaakaar ne bu ñu naafilewul amuñu koor am na ñoo xam ni fi ni nii bu ñu demee naan baaw jumaa jaag kii bu ma ca demee buñ ci dee sax àjjana leen jëm yooyu yëpp ñii ñoo leen ko mën a yee xam ne yàlla waxul kenn ngay xaru di xaru moom boo ko defee def nga lu yàlla suñu borom bëggul fii bu ñu la nee boo fa demee di nga fa jëlee loo xam di nga ci wàll sa morom waroo fa dem ca li la yàlla defal comme yàlla dafa na koor gi boo mënee defal soo ko mënul nga am looloo ci empêché mais yàlla dafa na ne bul woor am na feebar yoo xam ne boo ko amee dafa naan bu woor parce que boo wooree mën na laa gaañ ki la xam ne boo wooree mën na laa gaañ bul woor ne la boo wóorul nag lii ak lii ak lii nga koy fayee kon kooku newu la par force demal ca jumaa ja pour que nga dem foofu di fa naafila ji ci weeru koor vraiment c'est un débat boo xam bi qui est très facile à régler parce que amul changement majeur boo xam ne bi war na mën a indi ay changement de comportement Oustaz sànq ci sa biir waxtaan da nga ne l'islam dafa laaj rassemblement mais feebar bi lépp li xam ne xëy na l'islam da ko bëggoon indi na ci gàllankoor est-ce que loolu mun nañ jàngat message bi yàlla yónnee nit ñi la waaw bien sûr xam nga borom bi bu lay teg épreuve ci li nga bëgg gën a bëgg ci la koy tege du xool ndax di nga ko nangul épreuve bi wala déet nangu épreuve bi ñaari dimension la wala ba ñu ñett dimension bi ci jëkk nga jéem a càmbar lan moo xew ba lii am
parce que du lu naturel du lu normal. donc am na dajale ay jàdd yu bare bari yoo xam ne nit ñi def nañu ko ba liy ñëw ci ñoom dajale jàdd yooyu ñu jéem ko xool jéem ko régler beneen bi mooy ñu am courage su jàmmarloog moom mooy changement yi nga xam ne c'est-à-dire dafa imposé wu loolu moo yombul ci nit. moo tax loolu dafa laaj ñu saytu ko xam nga mën nga wax rek ci texte diine nii yomb na c'est-à-dire pour nga andi verset yi andi jaar-jaaru lislaam yi nga xam ne moom la yonent bi wax ci bu mbas amee nañu séparer nit ñi ku nekk ci dëkk booba ne bul génnee ku fa nekkul bul fa dugg nit ñi nañu jël distance nit ñi même bu mbas amul sax bu ñuy tisooli nañu teg seen conco ak wala ñu teg seen kaalo bu ñu xëyee lu ñu mën a def l'islam mooy diine bi nga xam ne première dénkaaneem boo jógee suba ginnaaw boo ñaanee sa borom ba dénk ko sa bopp première dénkaaneem mooy na nga raxas say loxo parce que xamuloo ci lan la fanaan loolu mooy li ñuy wax nii donc amul benn mesure boo xam ne bii docteur yaa ngi koy wax te fekk suñu diine waxu ko waaye nit dafa dëgër bopp te xolam ak xelam duñu benn am na koo xam ne kii am na ci mat goo xam ne gi xelam a koy jiital ci lépp loolu mooy ulul albaab loolu ñooñu bariwuñu ci àdduna am ñoo xam ne ñi nag seen xol ak seen bëgg-bëgg mooy doxal seen biir ñooñu moo laaj ñi nga xam ne ay boroomu xel lañu ñu waxtaan ak ñoom saytu leen ba nga xam ne débordement du am boo ko deful da ngay gis xam nga affaire bi fu mu commencé génnee bokkul ak ñi nga xam ne ñoo yor kàddu diine ay nit ñu am seen bëgg-bëgg ak seen xeet seen diine xëy na boo leen laajoon sax argument wu diine ñaar ñett bu ñu la jàngalee benn aaya taxaw xamuñu ko waaw même seen trajectoire sax bon l'islam bi ñëpp ko bokk waaye seen trajectoire sax joxu leen responsabilité boobu ñu war a wax ci question yu toll nii dafa am benn boroomu xam-xamu l'islam bu mag bu ñuy wax Cheikh Raysouni dafay wax ne ci jamono bu normal ku ne mën na yëkkati kàddoom waaye mu ne si jamono crise boroom xam-xam yi ak ñi am expertise rek ñoo war a wax ñoo war a wax mooy ñi am xam-xam boo xam ne bii am na lu ko attesté ak ñi nga xam ne am na lu jaar ci expertise ci mbir ba loolu ñu attesté ko ñooñu ñu dajaloo wax ne la parce que dajaloo boobu xam nga lu mu day symboliser que ne waa réew mi tënk nañu seen kàddu te ñu ko war a tënk nañ ko bu ko defee ministère yi toog kilifa diine yi toog association mouvement associatif toog ñi nga xam ne ñooy médecins yi toog ñu ne koor gi ak dayo bi muy am lépp ak jàkk yi ni muy accompagner koor yëpp alors du lu indispensable ñun dafa am slogan bu ñu yëkkati slogan bi mooy lan bayti masjidi mooy lan mooy suma kër moom laa transformé def ko suma jàkk lépp lu ma doon def ci suma jàkk mën naa ko def ci suma kër te yonent bi moo waxoon ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura nee na suuf si borom bi moo ma ko defal muy jàkk fu julli teg birig rek ne lii jàkk la mu julleek njabootam muy jàkk bu ko defee sax li nu mënul woon a def ak suñu njaboot ñu continuer di ko def waa kër yontu yàlla Moussa bi nga xamee ne Firawna daf leen sonal ba nga xam ne mënuñu daje di def rassemblement yontu yàlla Moussa daf leen wax ne wecc alo ci alquran a ko nettali ca nañu ko doon waxee mu ne wecc alo buyutakum qibla transformer leen seeni kër def ko ay jàkk bu ko defee lépp loo doon def sa jàkk ji nga def ko sa kër te dana am sax bénéfice mooy ba nga doon dem sa jàkk ja xamoo sa kër nu ñu toogee mais boo ko defee sa kër di nga mën a administrer sa kër di nga mën a taxawu sa njaboot di nga mën a accompagner di nga leen mën a jàngal alxuraan sa doom nañu mën a roy si yow waaw mais loolu dafa laaj organisation sociale boo xam ne bii moo ko jël mu di discours boo xam ne bi dafa am ñu ko porté di ko wax nit ñi dalal ci seen xel alors tënk leen ci bu ñu ko deful opinion day dégagé wu te suñu gouvernants yi dañu ragal bu opinion dégagé woo rek ñu commencé di tergiverser te nekkuñu ci jamono tergiverser
dañu nekk ci am nga sànq da nga ne si sa kàddu. crise bu jotee. ñoo war a wax ñoo war a wax. ñu war a wax waaye dafa mel ni léegi monde bi ñu nekk léegi. dafa am phénomène bu xaw a doy waar. muy réseaux sociaux yi. ku yeewu rek mën ngaa jël sa téléphone portable wax ci lu la neex. lawal ko ci àdduna. ci débat boobu ngay wax noonu ci réseaux sociaux lañ ko commenté ko wax. naan wuy dañu tijji mosquée yi kërëb la moo tax yéen ñi war a joxe kaddu war a wax da ngeen xaw dafa am phénomène bu leen contesté ci loolu mooy ñu bees ñu nekk ci réseaux sociaux yi. waaw réseaux sociaux yi sax ñëpp a fay sumbuxlu. waaw même ñi ngay wax ni ñoo ngi ci réseaux sociaux yi di def lu tolloog seen man-man. mais xam nga discours pour mu am crédibilité bien sûr discours bi ci la mais li ko yenu ci la c'est-à-dire bu ñu amee consensus ci réew mi boroom xam-xam yi du sax réseaux sociaux yi. gis nga l'islam bi. problème bi mu am dëgg mooy xam nga man xamuloo ma yow bi may woo fii. da nga rafet njorta ci man rek. dëgg la mais boo doon woo keneen ci beneen domaine. di nga xam expertise am. non dañ ma ne nag borom xam-xam nga moo tax ma woo la. da nga rafet njorta ci man rek mais noonu ngay gisee oustaz yi nii yor micro yi nii di feesal rajo yeeg télé yi. yéen yàlla dimbali na leen. alors am ngeen qualité bu baax xaw ma fu ngeen tànne. il faut ñu tànn lu baax. waaw mais ñi nga gis nii ñuy wax. ànd si fit. consensus boo xam ne bii lépp loo xam ne lii place bu ñuy càmbare xam-xam académie yi gën a rëy ci àdduna. nga xam ne sommité bi ñoo fa daje. ñu càmbar ba ne yoon wi fii la wenn waxambaane rek génn fii boo xam ne bii xamuk lislaam moom sax wérul wala benn oustaz boo xam ne bii tudd nañ ko oustaz mais bu dajeek oustaz yi xam nañ ne du oustaz. tabariyata motul. waaw bu dajeek oustaz yi xam nañ ne du oustaz ñu may ko possibilité jox ko micro jox ko kii bés bu ne mu génne wax. mooy danger média yi. alors loolu. moom la ñu war a régler ci réew mi ñu xam réew mi ñi xam ñooy ñan. bu ko defee léegi discours bu crédible bi nga xam ne mooy orienté diine ji du jóge foofu ñeneen ñi nga xam ne dañuy animé nag bu nit ñi soxlee animation dem ci ñoom. mais discours bi nga xam ne bi day orienté dund. parce que l'islam bi ay problème am loolu bokk na ci. mooy nit ñi dañu foog ne affaire la boo xam ne dañuy dem ngir ut tuyaaba. utu tuyaaba am na ci mais dañu ci dem ngir organiser suñu dund. nan la ñuy joxe nit ñi nag discours boo xam ne daf leen di accompagner ci seen problème économique daf leen di accompagner ci seen nekkin ci wàllu communauté daf leen di accompagner ci seen jikko même day accompagner suñu état ci bu dee jël les décisions majeures alors loolu dafa am ñu ko man du ñëpp loolu nag bu ñu ko organiser ba xam ne ñii la alors ñooñu ñu defal leen possibilité ñu wax ni man ba crise bi tàmbalee laa doon wax ne may gis docteur yi bés bu ne ñu génne wax mën na ñun ñoo ngi ci session médicale de. te affaire bi ëpp na loolu. waaw crise bi ëpp na. ñoo ngi ci session médicale ba léegi ci lañ ne du crise sanitaire rek crise bi fépp la. du affaire santé. affaire lépp la voilà. kiy wax santé dafa joxe ay données. mais données yooyu ban comportement la bëgg nit ñi am par rapport ak données yooyu loolu amul man bi amul discours bi dafa am ñeneen ñu ko xam am na ay sociologue yu ci liggéey. diine foofu la place am nekk dëgg. parce que diine day firi phénomène bi d'abord. expliquer ko bee mu leer ci bopp nit ñi parce que loo expliquer wul phénomène bi boo ko xamul rek doo mën a jëflanteeg moom daf koy expliquer ba pare jox la jikko jox la ay moyens yoo jëflanteeg ñoom du affaire ñaan. ñaan jullit bi daf koy def ci lépp même yonent bi nee na jullit bi buy sol dàllam sax na ñaan. te xam nga sol dàll la lu nit mën a defal boppam. mais lan moo tax jullit biy ñaan parce que dafa bëgg mu am force biir parce que ci force biir boobu ci lay jaamaarloog lépp loo xam ne li nekk ñu ci kanam. donc invite bi ñaan gi mooy na ñu jox l'islam place am ci l'espace public. jox ko ñi nga xam ne aussi mën nañ ko waxal. wax joo xam ne ji kenn du ko ci xeeb. bu ko defee loolu dana yegg ci nit ñi ñu am comportement yi ñuy xaar ci ñoom. est-ce que monsieur le ministre dimension spirituelle bi mu wax muy l'islam muy aussi yeneen religion yi parce que Sénégal comme la yëg la aussi dafa am ay yeneen jàngu ñuy boole leen ci maanaam sensibilisation bi est-ce que ban leen boole ci loolu pour le moment loolu moo xaw a xëy na gàllankoor message bi war dem ba ci population bi ba ñenn ñi ba léegi gëmuñu virus bi am na ñu continuer di def lu ñuy def est-ce que waruñu tëggaat xool que crise bi lu mu indi dafa laaj réorganisation ci lépp. waaw xam nga crise bi multidimensionnelle
mais dafa am benn centralité boo xam bi d'abord virus ñëw na comme li ñu doon wax sachant yi mooy borom xam-xam yi seen bopp. ñoom ñoo war a wax te borom xam-xam yooyu xam nga ñan la déjà mooy corps médical bi parce que ñoom ñoo jàng santé ñoo xam virus ñoo war a trouver méthode yi liñ ci war a def mais bu ñu paree dafa war a am ay relais gis nga relais yi nga xam ñooy dem dans le cadre sensibilisation dans le cadre porter les mesures wax affaire yooyu kuréelu diine yi ci lañ bokk mouvement associatif yi ci lañ bokk ak ku ci nekk nga tàmbalee ko sa biir kër parce que problème comportement la boo xam bi destruction bi mi ngi commencé d'abord ci cellule familiale bi. xam nga li ma la wax bi ñu détruire suñu cellule familiale ci lañ mettre maintenant à la portée ci ñëpp vulnérabilité nit ñëpp ñuy dem plus maintenant li ñu abordé ci tam feeñ léegi ci seen débat bi nii mooy intérêt personnel yi nga xam ne bi la moom nit ñi am pour dund privilégié ko yooyu yëpp alsaan yàlla daf koo laal xam nga virus bi ñu ngi wax ni mais defuñu attention que ne gis nga tous les secteurs à milliards du monde virus bi dafa dem laal commencé na rey président dawloo buur rey cycliste rey basketteur rey footballeur professionnel fépp foo xam ne fii moo nekkoon ay milliards tey jii am na ko ci dee dugal nga def recherche bi di nga gis ay footballeur professionnel yu dee ay gars yu NBA yu faatu ay cyclistes yu faatu ay financiers yu faatu ay ministres yu faatu ay députés yu faatu ak affaire yëpp ça veut dire que amul benn secteur boo xam ne bi tëddaluñu fa nit mbaa ñu rey fa nit te ñooñu ñëpp ay gain lañ doon wut ak croissement de richesse képp lañ doon def yàlla ñëw frappé leen pour wan leen ne richesse boobu ngeen doon yor virus bi ñëw na wan na leen ne du woon loolu am na neneen nu nga xam ne bi leen noonu ngeen waroon di defee ce qui veut dire que la lecture il faut que état bi li nga xam ne bi la moom la war a jël te moom moo am possibilité d'interdiction na continuer tere ko rassemblement nañ ko ne di ko tere mesure barrières yi nañu imposer pour nit ñi di ko def mais les relais yi nga xam ne bi la ñoom ñoo war a dem jeu ji ci sensibilité nit ñi ci seen mental ak seen ay croyances ñooñu il faut ñu utiliser leen te démarche boobu moo waroon nekk démarche boo xam ne bi moom la ñu waroon di def ba àddina bi nekkee ba léegi noonu la ñu waroon di gérer suñu réew parce que le pouvoir temporel pour que mbiram dox il faut que mu am ay relais sociaux yoo xam ne ñoom ñoo koy jël parce que nit ku nekk am na nit koo xam ne ki moom man ci moom dara nit ku nekk am na ku ko mën a wax mu dégg parce que war nga affaire réseaux sociaux mais réseaux sociaux yi yéen xam nga yéen vous êtes des journalistes le mal ne vient pas de vous parce que yéen au moins bu ngeen di def dara da ngeen ci boole affaire bi est-ce que c'est névralgique c'est stratégique est-ce que baax na ci information yi est-ce que man mi koy joxe naka lañ may gisee ci biir monde bi ak ban impact la war a am d'abord ci sama métier. lan la war a am ci doomu aadama yi mais bu fekkee nit ki day jël téléphone am filmer boppam wax la ko neex dugal ci biir réseau yi loolu yëpp li koy dindi mooy formation ak xam-xam bi ñu war a jox nit ki parce que réseaux sociaux xam nga yow du la influence du influencer oustaz mi man du ma influence waaw mais ki nga xam ne bi la xam-xam soriwul yeewuñu ko ci yu bëri yaakaar ne moom lu mu dégg ci internet mbaa mu déggu ko ci fenn rek dëgg la am na ñoo xam ne nag yàlla suñu borom moo leen bind ñu nunguñu ordre ci boppam discipline la ñu nunguwul mais il faut que ñooñu ñu yee leen parce que ay nit yu feebar lañu yoo xam ne dañ leen war a faj pour que ñu xam ne seen comportement ci biir société bi baaxul dañ ko war a changer pour dem ci li nga xam ne bi moom mooy dimbali doomu aadama yi. ma rappelle leen ñu ngi ci seen matinale spéciale ak ministre Thierno Lo mooy suñu invité nekkoon ministre de l'environnement nekk kàngam ci réew mi ànd ak tamit ak oustaz Makhtar Kébé nekk vice-président du cercle. pour le cadre unitaire pour l'islam benn pause bu ndaw rek publicitaire balaa ñu ñëwaat ci yéen. Publicité sur iRadio. yéen ndawi Sénégal suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax
pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di wax coronavirus. njëkkee ko ci digle yi nga xamante ni kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw. nañu respecté waxtu yi nga xamante ne ni moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solu masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoroy coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yam sama wareef mooy dog buumu corona bi. jërë ngeen jëf ci ànd ak bi ngeen ànd ak iRadio ITV synchronisé tuba ba léegi ñu ngi fii ci studio bi di waxtaan ak kii di ministre monsieur Thierno Lo xam nañ ko ancien ministre de l'environnement la woon monsieur Thierno Lo ñu tamit ak monsieur Mactar Kébé di vice-président de cadre unitaire pour l'islam ñu ngi jéem a dem ba Touba dem fekki fa suñu correspondant Gora Ndaglo xam nga ne bu ñuy wax mbirum Ramadan bi ñëw ak xalif général des Mourides temps yi dafa am benn sortie bu mu def démb di ñaax nit ñi nañu gën a bàyyi xel ci talibé yi jàppale leen ci jafe-jafe yu am xam ngeen ne bu situation bi amee ñi ñëw ju doole ji dañ leen di xaw a fàtti souvent te talibé yi bokk nañ ci réew mi bari na ñu xamante ne xëy na seen loxo jotul seen ginnaaw te réew mi da bari na ay pauvreté te ñu war a bàyyi xel ci loolu parce que mbas mi lu mu laal daa bari lu mu yàq daa bari ci mbirum économie te fu mu yàq bari na lool ñu bara bàyyi xel rek nga xamante ne solidarité bi dama am ci islam xam ngeen ni avant ñun suñu réew yi bu nit ki amoon jafe-jafe ci guddi ci sutura dañuy ñëw gis nit ki jàppale ko ci maanaam jafe-jafe bi mam mi ñu war a bàyyi xel ci ñooñu ñu ngi dem ci weeru koor gi Gora Ndaglo ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alassane. waaw Gora Ndaglo yaay nekk correspondant groupe Média ca Touba. dañu bëggoon xam foofu ñu ngi waaj nii di dem ci maanaam Ramadan bi xëy na bu fekkee ne xëy na suba la ou samedi sax dañuy war a koor xalifa général des Mourides am na benn sortie bu mu def est-ce que bu lañ ko ñu faram-fàccee. démb comme ni nga ko waxee Alassane ki nga xamante ne ni moo di Serigne Mountakha Bassirou daal dinay yëkkati kàddu googee nag ba mu ko yëkkatee mu ngi ko dégg ki nga xamante ni moo di Serigne Mourtada Fadilou mu wax ci kàddoom jëm nag ci wàllum dimbalante gi ci jamono yu mbas mi moom nag xam na ne daal Serigne bi nee na dañu def suñu kéemtulaay kattan ba dimbalewaat daara yi nag moom Serigne Mountakha tey ci la gën a appesantiru gën cee sukkandiku ngir ñaaxaat askan bi wax na ne rek ne fokk nga xamante ne nii li nga xamante ni moom la taalibe yi doon def maanaam jënd ab dundu yóbbu ko ci daara yi nañ ci gën a farlu bu ko defee ndongo yi nga xamante ne ñoom ñu nekk ci bërëb yooyu di jàng alxuraan ñu mën a wéyal la ñuy def moom nag wax na ne daal li nga xamante ne ni ñoom ñooy fas yéene def loole defe ndigal loole nañu fexe it ba moytu li nga xamante ni moo di dajaloo yi comme dañu koy tere jamono ji tembe ku jënd ab dundu na fexe ba daal ba yóbbu ko ci daara yi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko yellool te it fexe it ba moyandiku li bépp rassemblement comme ni ko Serigne Mourtada Fadilou waxe ci kàddoom ne nañu fexe daal ba moyandiku sëñ bi nee na nañu fexe ba moyandiku li nga xamante ni moo di lajaloo yi comme que jamono ji wàllante bi dafa nekk loo xamante ni lu am solo la wax na it ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy sëriñu daara yi ñu gën a farlu ci xale yi gën leen a toppatoo ci jamonoy mbas mi ndaxte jàpp na ne métti na lool lay tax na moom sëriñ bi it bi ñu génnee woon koppar yooyu nga xamante ni moom la jébbaloon état bu Sénégal yéen woon ci loolu daal dinay jëndoon ab dund boo xamante ne ni mu ngi bokkoon ci ceeb ak dugub daal di koy dimbalee daara yi moom nag toog na ba gis ne
jamono ji te xale yi war nañ leen a gën a mën a dimbali mu sàkk waat ñi nga xamante ni moo di mbokku murit yi ak di ay taalibe murit naka noonu ci noonu la ko sàkkoo ci jullit ñi nga xamante ni nii même du ñu ay murit sax ne donte ay jullit la ñu daal di fexe ba toppatoo ñi nga xamante ni ñooy jànkatu alxuraan yi bu ko defee ñu gën a mën a jublu ci mbir moomee nag moom mu mel ne sëriñ bi daal njàngum alxuraan bi la gën a yitteel la gën a wax ne nañu fexe ba njàngum alxuraan moomee di bañ di dakk saa su nekk tey gën a mën a jëpp saa su nekk bu ko defee moom jàpp na ne daal lépp lu ñu ñaan dinañu jóge ci li nga xamante ni moom la ñuy dund jamono ji tembe Alassane. jërëjëf Goran Daglo suñu correspondant bi nekk ca Touba dégg nga Sëñ Matar Sëñ Mountakha def na sorti démb di ñaax nit ñi ci mbirum solidarité parce que weeru koor bi di ñëw mbirum solidarité diggante jullit yi diggante mbépp nga xamante dafa ngëm nga te gis nañu Sénégal diggante islam ak chrétien bi dialogue islamo-chrétien ni mu amoon fii ni mu doxee woon fii ñu war a gën a baral solidarité bi loolu lan la si ñun ñu war a taxaw ci loolu. waaw sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg yàlla dolli ko kàttan ba li muy taxawee mu mën ko taxawee li mu yéene mu yegg ci jëkk mu laa toog ak bi mu toogee moom acte bu mu teg rek lu nu war a jànge la mooy day jëf na nit ñi nañ def nii xam nga mbas mi bi mu taxawee bokk na ci ñi ci jëkk a joxe alalam te du lu néew 200 millions wane ne nañ def loolu mais lii mu def nii joxoñ daara yi naam solidarité lu war a matale la mais dafay wax ne solidarité ci ñi gën a néew doole la ñu ko war a gën a jëmale te ñi gën a néew doole ci réew mi dafa ci bokk ñii nga xam ne ñoo nekk ci daara yi di jàng alxuraan te ñooñu seen digganteeg état bi dafa am ñàkk wóolunte gu ci xew ñàkk wóolunte googu état bi dafa war a liggéey ke ngir mu dañ ñu xam ne ñii seeni doomi réew la ñu jël option ne yoon wi la ñuy jaar xam nga fan yi dafa am ay lu nit ñi seetluwul ay alkaati ki nitu administration di dem ci sëriñ daara yi ak i ONG ñu nekk ci ONG bien sûr sëriñ daara yi dañu war a tëj daara yi ñi nekkul ci condition yu baax dañu war a yóbbu seeni ndongo ñu dem fu ñu dëkk ba ñu génne ci situation bu mel nii mais lu mel noonu bu ñu ko fay def am na fédération boo xam ne moo dajale maître coranique yi am na fi ligue boo xam ne bii moo dajale maître coranique yi bu fekkoon ne sëriñ daara yooyu gis nañu seen kilifa ñëw taxaw ci seen kanam ñëw wax ak ñoom koo xam ne kii bokk nag ñoom yoon ñëw wax ak ñoom alors jàpp naa ne loolu moo gën a yomb à ce que ñuy dajale administration ak police ngir bëgg leen forcer ñuy résister te loolu itam bokk na ci poste yi nga xam ne ay poste de résistance la yoo xam ne mu ngay am te yooyu ay secteur la yoo xam ne yu aussi bu fa mbir ma duggee daanaka doo xam ne muy tase moo tax sëñ Mountakha dafa woote sax ndimbal jëmee la ci ñoom mais dafa woote ci ñu saytu leen ndimbal bi communauté bi d'abord war nañ ci def lu ñu mën kenn ku ci ne ñu jàppale leen parce que daara naka jekk ci loolu la mos di doxe mais état bi tam xam ne situation bi réew mi toll nii daara mënatul continuer nekk dans l'informel initiative yi am pour réorganiser ko daara moderne yi man du ma bëgg sax ñu tudde ko daara moderne damay bëgg rek ñu tudde ko daara yi nga xam ne gën nañ ko organiser parce que modernité xaw ma lu nekk ci biir dëgg la moo tax man ñu organiser waat ko moom la ñu ba moo tax loi boobu bi ñuy wax loi modernisation daara yi dañuy wax ne loi wu organisation daara yi ñu organiser ko bu wax baat yoo xam ne nit ñi xam na ko te seen xel nangu na ko mais boo ko waxee modernité moom lu ne lay foog na moo nekk ci biir dëgg la bu ko defee ñu organiser leen accompagner leen xamal leen ne seen masla mooy jàngu yëpp tëj na jàngu bi bu mënul tëj aussi nanu wàññi seen activité organiser ko dimbali leen ngir ñu mën a toog xam nga alsaan réew moo xam ne mii ñi fa ne kenn ku ci ne dafa am loo gëm seeni doom nekk ci mbedd di taxawaalu ñu ne liy tax ñuy taxawaalu ñu ne dañu bëgg dund ngir mën a def lu ñu bëgg a def mais réew moomu war na xool boppam bu doon ñaari nit ñetti nit la ñu ne phénomène bu marginal la mais ay milliers ay xale
statistiques yi bu ñu la waxee xale yi nekk ci territoire de ñun suñu cadre unitaire sëñ Abdoul Aziz Mbacké Médialis liggéey na def yaani photographie daara yi nga xam ne moo nekk ci Dakar ak yi nekk ci Touba tëral aw yoon woo xam ne wii yoonu dimbal la wu ñu leen mën a accompagner d'abord ngir administrer daara yi ba nga xam ne kuy nekk sëriñ daara dinañu xam ne kii la war nga ko mën a doon. lan lay jàngale. ah c'est important. réew mënul jël ay doomam jox ko ci loxo nit rek di leen seetaan ñu xam lan lay jàngale curricula bi lan la. parce que ay Maroc yooyu dafa organisé wu. partout même ba ci imaam yi yeggul Maroc cànd gi. même ba ci imaam yi boo nekk imaam dafa am fu ngay war a jaar. mais jox naa la Côte d'Ivoire mënoo fa nekk imaam noonu rek waa mbedd bi dajale noonu rek ne diwu mooy imaam. nga xam ne réew mi nag lu fi am moom mooy. yaa gën a bëri kàddu ku dem retraite rek dem nag. waaw yaa gën a bëri kàddu yaa gën a bëri coow ca jàkk ja. est-ce que nguur gi xam ne ñaata jàkk moo am ci Sénégal. xamul jàkk yi fi ne xamul nu ñu koy tabaxee xamul ñu koy jiite ban profil la ñu am. waaw parce que koñ yi moom Côte d'Ivoire dañu dégager profilu imaam. imaam yi bëri nañ fi ci réew mi. am charte. boo xam ne bi moo leen lié ak communauté bi. bu ko defee ñu continuer di ko doxal sëriñ daara bi tam noonu la war a dem. kenn du jóg rek dem sëy ne maa ngi jàngale. réew mooy wax ne lii la ñuy def suma bopp doom yi lii lañ ci warul def diine du espace boo xam ne bii espace la bu lu neex waay def. de liberté quoi ku nekk du espace su liberté. ñu xam ne li ñu leen di jàngal lii la ñu koy jàngale lii la finalité jàng bi fii la jëm. bu ko defee ñu encadrer leen dimbali leen ñu wóolu réew mi. parce que bu ñu leen associé wul di wax di leen andil dañuy foog ne seeni noonu la parce que loolu mooy histoire coloniale ak sëriñ ji. ñoom dañuy foog ne état bi benn entité la boo xam ne bii dafa noonoo ak diine te état bi ñoom seen cerno loolu yu ñoo ci ne. lu ma mënul def ci diine moom lu mu ci bëggul. man bëgguma ko ci. ëppuma ko ci ngëmte. ëppuma ko ci sago ay moroomam ñoo ci ne ak ñoo xam ne ñii ci diine nasaraan bi. noonu lañ ko gëme ñooñu bu ñu demee ba yegg ci foofu ci suñu réew mais dañuy réconcilier suñu njàngu réew organiser ko wóoluloo ñi nga xam ne ñooy sëriñ daara yi que ne état bi nekku ki ngir faagaagal njàngum diine mais daf fi nekk ngir accompagner loolu mooy li sëñ Mountakha di wax weesu na rek ñu dimbali daara yi. organiser ko nañu leen dimbali ci période bu jafe bi. mais bu ñu fi jógee nañu ko organiser ba kenn ku ci ne. dund ci li nga xam ne mooy option bi nga jël. monsieur le ministre mbas mi est-ce que nekkul jàngat ci secteur yëpp parce que dafa laal partout ci dundu nit ci àdduna lépp loo xalaat rek dundu la laal na nit ki nu muy doxee nu muy toogee nu muy xalaatee mbas mi dugg na fa est-ce que bu ñu génnee ci mbas mi warul ñu nekk ci benn réorganisation de la société. am nag ñu gëm loolu am ñu xëy yaakaar ñoom bu ñu génn ci mbas mi rek nit ñi dañu continuer ci la ñu nekkoon waaw. waaw xam nga Altaan ma joxee sama benn xalaat ci affaire daara yi xam nga problème soo ko posé wul correctement. doo ko trouve solution. ci mbir moo gis soo jëlul ña ca am xam-xam du am solution. xam nga affaire daara Sénégal xam nga lu tax fi ne nii moo am problème gis nga ñuy def association maître coranique yi boo leen jëlee ñooñu. ak ñoom ñii daara lañ génne ci ay daara lañ jógee kon ñoom xam nañ lan mooy daara muy donc waroo régler problème mu daara yi Sénégal ci déggoo leen comme centralité pour que ñoom ñu jëm koo régler première erreur. deuxième bi mooy c'est que ñun dañu dem ci occidentaux yi li ñuy indi ay droits de l'enfant yooyu ñoom ñoo xam ni fi ne nii ñi ngi wax ci affaire kii occidentaux yi ñoo tax ñu di ci wax mais ñoom dooguñu seet seen analyse u réew. xool xale yi fi nekk naka la ñuy doxee ñu ne on va trouver une solution sénégalaise ci ñun mais dañuy toog di def parce que am na ay ONG yuy toog di wax naan xale yi Sénégal yaag di ñuy def fekk bu ko defee ñuy jël ay mot d'ordre fële di réagir kooku itam beneen problème bu la dul mën a permettre nga régler sa problème léegi xam nga affaire daara c'est pas compliqué au Sénégal xale yi ngay gis ñuy daw ci mbedd yi yëpp mais du ñu ay ndongo daara am na ñu bari ñoo xam ne ay nit a leen di exploiter. di jël xaalis ci ñoom. am na ñoo xam ne itam seen condition sociale. moo metti bu ñuy génn di wuti luñ lekk ci biti. kooku boobu phénomène boobu problème mu enfance la bu ñu war a gérer ak problème mu ressource yu ñu war a jox doomu aadama yi du affaire u daara. parce que daara c'est réglé
xam am na ñu jóge sous région bi. gis nga boo ñëw fii sous région ñëw fii di wut xaalis. kooku buñ ko tuddee dara ay problème mu nit la yuy wut xaalis di utiliser les enfants kooku dañ ci war a régler dañ leen war a sanctionner état bi moo ci war a gérer mais ñan ñëwuñ ci affaire daara yi xam nga daara amul problème gis nga boo demee Daaru Musi gis nga xale yi wër di yalwaan gis nga buñ génnee daara yi dañ leen a identifier xale yi bu ñëwee ci benn kër dañ naan taalibe sëñ Abdourahmane yi taalibe sëñ Socé Ndiaye taalibe Moustapha Diop donc solidarité la boo xam ne bii famille yi ñooy dundal daara yi parce que dañ naan waa kër sëñ Abdourahmane waa kër sëñ Socé Ndiaye waa kër sëñ Moustapha waa kër tel bu ñu dikkee ñoom war nañ leen a jox ñu lekk parce que yooyu ay daara dëgg lañ xam nañ leen identifier nañ leen xam nañ sëñ ba fa nekk xam nañ ñooy fonctionner soo demee Touba soo demee Tivaouane Kaolack foo dem gars yi dañoo identifier taalibe yi donc yooyu système d'ordre ko loolu pour organiser ko dafa yomb mais il faudrait que ñu répertorier yi nga xam ne bi nekk nañ ay vrai daara au Sénégal ñu xam seeni borom xam naka la ñuy jàngale mais ñu leen di subventionné mënuñoo toog di jël ay milliards di ko def ci football ba jël ay milliards di def fee li nga xam ne bi mooy croyance su 90% des Sénégalais nga xam ne fa la ñuy tàggate nit parce que jëlal nit ku jaar ci daara foo ko boolee ak koo xam gi dafa tëb dugg ci école moo ko mën fuuf parce que expérience su daara dafay formater nit wan ko àddina tàggat ko bu génnee dina mën a dem fu nekk ci daara yi identifier nañ leen donc organisation moo des organisation la ci organisation boo ko bëggee def gis nga mbir moo jël ci Sénégal yoo xam nga fi ne ni man mun ñu ma jël fii mu ñëw yow di régler le problème de la presse à ta place yow mi ciy liggéey di ci dox yaa ci war a mën a am xam-xam dimbali ci état bi pour que état bi xam yan input la war a def ak itam naka la war a toog pour régler problème yi maître coranique yi buñ leen jëlee danañ leen mën a defal identifier daara yi am ci Sénégal yëpp ne leen au Sénégal y a tant de daara kii moo ko yor ku ci nekk daara bu nekk xam na ñaata nit ñoo fa nekk mais kooku pour nga organiser ko da nga yomb léegi ñiy utiliser enfants yi di leen di ci offrir nga jàpp leen tëj leen ci kaso yi jël xale yi delloo leen seen ay borom kër bu seen waa kër donc c'est un problème facile à régler mais niñ ko jëlee moo bon confusion bu bari moo ci am defe ne xale buy dox ci mbedd mi rek ab taalibe la du ñuy taalibe koo ci woo fi ne ni boo ko taree loo Faatiha sax du ko mën a tari am aussi boo taree du mën a dem fenn organisation mosquée yi tamit waaw xam nga si réew mi da ngay yeew rek gis nit tabax mosquée ci koñam imam la nga dem retraite rek yow toog si kilaaf bi ay imam bi mais yooyu yëpp pays dañ koy organiser parce que bu fekkee ne da ngay bàyyi ku mu neex mu ñëw tabax benn jàkka jël imaamam mais yow mën nga am sax ay problèmes sociaux parce que ku xeex diine bañ diine mën na ñëw indi fi benn nit boo xam ne day commencé ñëw di jaxase tarixa yi di wax loo xam ne lii àndut ak diine ci am na fii Sénégal am na fi da ngay toog koo xam di kenn koo xam ne di def benn vidéo mais li muy wax tegu ko fenn du diine du dara di attaquer nit ñi délibérément di jël verset yi aaya yi di ko kii nu mu ko neexee ñooñu c'est des gens yoo xam ni ay puissance extérieure yu contre diine mais ñoo leen di jël pour yàq suñu cohésion sociale di ko heurter croyance su nit ñi kooku c'est la responsabilité de l'État de mettre de l'ordre man damay toog des fois ma gis ku nekk ci réseaux sociaux mbaa koo xam ki jël nañ ko mu def vidéo mais di wax yoo xam ni mën na indi ay guerre civile mën na indi ay problème confrérique mais pourquoi état du ko jàpp lu tax état du ko tëj dañ lay bàyyi loo génne luy perturber ordre social cohésion nationale di heurter kii nit ñi yow dérèglement la yoon dañ la war a teg ci yoon loolu responsabilité état moo manqué ci problème bii ñuy posé yëpp moo ci manqué donc il faudrait que ñu defe ko noonu jël ñu ngi man teg leen ñu recensé defar daara yi subventionné ko dimbali leen bu ko defee loolu dina dem parce que identifié nañ daara yi loolu laa bëggoon est-ce que virus bi bu ñëwee ci àdduna Sénégal génn na faay yooyu yëpp waaw buñ ci génnee naka la ñu mën a réorganiser wu xam nga sànq sama intervention ne waan naa la défaillance sanitaire de tous les régimes du monde feeñ parce que bu fekkee ne léegi dañoo toog virus bi ñëw xoola masque sax amuñu ko amuñu plateau médicaux yi amuñu dara loo xam ne lii mën na xeex lii protéger doomu aadama comme première défaillance bu ñu génnee ci virus bi dinañ mettre plus de moyens et plus d'accompagnement professionnel yi nekk fii parce que xam nga ni fii man yàgg naa ko jooy nga gis un médecin du Sénégal formé benn xale bu nekk Tunisie xoole benn xale bu nekk Maroc
jàngal ko ba kooku mat muy toog fii moom médecin boobu ak professeur boobu jël al malaadam di ko yónnee benn élève am bu nekk Tunisie pour mu di ko faj xam nga loolu Alassane torture mënut a weesu loolu. man ma jàngal la yow def lépp sa bopp ma toog léegi toog mënuma faj sama nit jël ko naa ko yot Alassane Tunisie pour mu fajal moom xam nga loolu dafa métti ca loolu manque de plateaux médicaux la ah danañ ko war nañ ko régler mu jeexaat léegi suñu gouvernement yi. projet yi nga xam ne bi la defoon nañ ko yépp teg ko mais virus bi wan nañ ne ñoo ngi doon jël suñu milliards di ko def foo xam ne fii foofu amul woon njariñ ci doomu aadama yi ci doon priorité yi donc la question des priorités dina feeñ dinañ xool est-ce que am na yuñ taxawaloon ñun yoo xam ne yii mën naa ñàkk su ko defee gestion de ressources yi day mën a jël ñu jël suñu ressources yépp def ko fi ñu ko war a def parce que foofu mooy jariñ doomu aadama bi ci foofu mooy yóbbu réew mi kanam tous les pays du monde dinañ ko def léegi gis nga liy am monde bi nouvelle gouvernance lay am beneen méthode de fonctionnement ci yu bëri dinañ gis ne ay théorie économique ak lu nekk que dinañ gis ne yooyu obsolète nañu mënatunoo dem léegi ban vision lañ war a mën a am pour que ñu doxal réew yi foofu nag Afrique daf fee am benn affaire bu garaaw bu ci nekk te débat yi ngay dégg fii yëpp dañuy toog di wax way la dette nañu ko annuler mais est-ce que xam nga Alassane li ma metti man ca terement nelaw mooy pays européens yi seen économie seen ay industrie seen ay yëpp xam nga fu ñu ko bëgg a développer ci Afrique gii parce que Afrique du continent bu pauvre ñoom pour seen industrie dox seen yëpp dox Afrique gii lañ nar a ñëw continuer jël suñu ressources minières yi fi nekk kon ne imposer ñu seen ay marché imposer ñu lu nekk pour di doxal seen ay industrie gis nga seen industrie yi nekk foofu pour que mu dox matière première africaine yi moo koy doxloo bu ñu ko transformer africains yi lañ koy joxaat ñu di ko consommer suñu matière ressources minières yi moom la ñuy jël di ko yóbbu di ko utiliser Afrique moo nar a sauver Europe te kooku nag moo tax africains yi dañu war a xoolaat seen bopp gis nañ mën nañoo téye seen ressources minières yi seen puissance démographique bi ñu am ak amatuñu ay compétences parce que soxlaatuñu assistance technique n'importe quel domaine dans le monde boo jël africains yi ña nga fa mën nañ ko kon pourquoi duñu concentrer wu suñu bopp defar suñu benn marché sous-régional jël suñuy produits suñuy xarit suñuy xam-xam def face au monde foofu la débat bi nekk moo tax ñun dañuy lancer benn mouvement boo xam ne dañ naan je m'engage je l'assume ça veut dire que tous les patriotes africains war nañoo taxaw léegi nii pour bañ a xool benn coloration politique bañ a xool benn position partisane jël le Sénégal et l'Afrique devant eux pour xool lan lañ war a mën a def pour que européens yi duñu ñëw di ñu exploiter parce que duñu dimbali ba ilaa yawmil diini man gëwuma loolu. li ma gëm solution bi fii lay jógee c'est pourquoi bi ñu jëlee Tidiane Thiam nommé ko ne ko na dem chercher ay fonds pour Covid mais man dama bind. mën ko Tidiane Thiam waruñu la yónni pour ngay seeti ay fonds pour Covid di augmenter l'endettement de l'Afrique li ñu la wax mooy dañ la jël comme africain boo xam ne ñun ñëpp am nañu fierté ci yow comme ni ñu ko amee ci yeneen économistes. parce que du moom dong moo fi am xam-xam bi. parce que moom moo fi feeñ dem fi Londres dem fi yii mais fii ci biir Sénégal sax dafa am ay économistes yoo xam ni amul lu leen Tidiane ëppale mais nañ boole seen xam ñoom ñëpp pour xel bonne porte de sortie pour Afrique lan la Afrique war a def pour compter ji boppam foofu la débat bi nekk. beneen débat bu fi nit ñi indi baaxul ci ñun te tiré wuñu les conséquences pour Covid bi loolu nag ñëpp la war a interpeller parce que responsabilité collective la ku ci nekk. am na rôle boo ci war a jouer ñu bàyyi suñu position partisane yi bàyyi suñu parparloo yi te xool borom xam-xam yi ak ñam volonté de changement dem ci intérêt général au détriment des intérêts particuliers ñooñu ñoo war a taxaw tey. pour jublu ci loolu parce que le monde va changer et la relance économique mondiale. doo fa fekk jamais l'Afrique parce que aujourd'hui yow gis nga Union européenne ñu ngi nii di renvoyer affaire bi seen ay présidents yi parce que ils n'arrivent pas à s'entendre ci ñoom seen biir waaw ku dégluwul ci sa biir jubóowul leen naka ngay mën a xalaate les pays africains il faut que Afrique bàyyi nelaw bi ñii yoruñu suñu avenir u tey yoruñu suñu avenir u ëllëg gis nga ñun ñoo war a mat gëm suñu bopp adossé wu ci suñu ay peuples les élites africaines yi ñu jiite ñoo war a xam ne ça se règle jamais à Matignon ça se règle ici au Sénégal adossé wu ci sa peuple déglu sa peuple parce que serviteur nga ñoom ñëpp ñu àndandoo pour def li nga xam mooy sauver suñu
pays en particulier et l'Afrique en général man loolu laa gëm ci leçon boobu laa bëgg ñu tirer ko ci Covid bi xam ne l'Afrique na compter ci boppam su ko deful du dem. Oustaz gëm nga ne bu ñu génnee ci mbas mi nit ñi daañu changer ce comportement ou bien dañuy delluwaat ci la ñu nekkoon. en tout cas li ma gis mu di ay joxoñ de dalul suma xel li ma gis mu di ay pas yoo xam ne ñu ngi koy teg dalul suma xel ne comprendre nañu situation bi fi mu toll ndax bu fekkee ne toll nañu ci question yu toll nii ñi ñuy discuter ay question wu gouvernance yu ndaw alors foog naa ne comprendre ñu lu xew secteur boo gis la muy wax mooy affaire bi lan laa ci perte ak nan lañu ma koy joxe secteur yëpp xalaatuñu que ni lii c'est-à-dire opportunité la ngir ñu war a relancer suñu réew ñu nangu ay perte yu mag yoo xam ne day am tey mais ñu takku ngir ubbi ay xàll yu bees suñu réew bu fekkee ne xàll yi ñu koy doxale nii la duñu dab tubaab yi parce que def nañ ko ba pare ñoom jiituñu ci ay juróom-ñaar fukki at wala ay téeméeri nangami at donc fan la ñuy jaar mooy ubbi ay xàll yu bees yooyu bi ci tàmbali mooy pacte social docteur Cheikh Gueye daf koy wax ne na pacte social bi nga xam ne moo lënkale waa réew mi ñu tabaxaat ko tabax bu bees bu waa réew mi yëpp gis ci seen bopp xam nga Ouri Sall professeur la ci université bu Saint-Louis dafa bind benn téere bu am importance di wax ne Azhar dafa mel ni mooy 2e université bu Sénégal booba li génne ci Azhar à part université bu Dakar bi booba Saint-Louis am na de moom professeur la ci Saint-Louis booba à part université bu Dakar bi li génne ci Azhar ci ay borom xam-xam génnewul ci benn université ci université bu Sénégal du xam-xamu l'islam ci lu ñu foog man miy wax ak yow nii ba ma demee biti réew jànguma l'islam fii laa ko jàng ci Sénégal booba doyal naa ci leneen laa demoon jàngi donc ñooñu ay milliers ay médecins lépp partout ñoo ngi dans les universités du monde nekk Amérique nekk Malaisie nekk Londres nekk France di jàngale nekk fii ci université de Dakar professeur Sankara bi nga xam ne moo yor mathématique fii produit yu daara la boo xam ne bi ci la jaar bi mu gisee ne affaire yu mathématique lay def ñooñu dañu leen exclure ci gisunu te am nañu gisunu adduna boo xam ne bi mun nañ ko dolli parce que adduna bi ñu jëm alsan adduna synthèse lay doon mooy ay expérience yu bari ngay dajale tabax expérience boo xam ne bi yaa ko moomal sa bopp expérience yooyu ñuy dajale ngir tabax suñu expérience suñu réew daf ci am atu mooy dafa am histoire ak l'islam boo xam ne bii dafa yàgg te histoire bi yëpp di lu positif bu fekkee ne diine ji nga xam ne moo fi jëkk dugal araf ci sa réew diine joo xam ne ji téere bi ñu jëkk bind ci sa réew mool ko ay nitam ñoo ko bind diine ji nga xam ne université yi gën a mag ci sa réew ñoo ko tabaxal fi ay système de gouvernance ci Fuuta ci Bundu même fii ci presqu'île bi alors diine jooju mënoo tabax réew bëgg ko développer fekk yaa ngi koy teg ci périphérie bi da ngay def li ngay def ba pare ñëw bëgg ñu accompagner la ci ñun li ñu bëgg mooy ñu bokk ko ci orientation yi nga xam ne mooy doxal mbir yi ak bu ñu koy tabax léegi nag le reste ñu continuer ànd di ko doxal bu ko defee loolu benn bu njëkk bi beneen bi ci topp mooy ñu xam ni tubaab yi seen civilisation yegg na ci foo xam ne fii tey mënatuñu jox àdduna lu bees àdduna dafa bëgg yeneen i xàll xàll yooyu ñun dañ ci bokk xàll yooyu fan lay tegu mooy nit na delluwaat ci centralité économique Senghor moo doon wax ne nit mooy tàmbali waaye économie mooy mujj ga loolu mooy diine c'est-à-dire lu ñuy def nit a tax il faut ñu tabax nit mënuloo bëgg a développer sa réew sa santé baaxul mënuloo bëgg a développer sa man bi ma gisee ñuy wax ay télé enseignement nii ci tey jii suma xol dafa jeex parce que loolu adduna weesu na ko ay at ñu toog ba crise am ñu door a xool nan la ñuy installer ay télé yi jàngaleek yooyu ci sunu réew alors fekk na adduna weesu na foofu bu yàgg donc nan la nit di dellusee ci lu ñu koy jàngal li ñuy jàngal sunu doomu réew
du jàng buy tabax nit du tabax nit du defar nit parce que du am gëm-gëmu biir yoo xam ne yi moo ko téye lan moo nekk ci boppam nan lay fexee ba dund mais nan lay gëme boppam nan lay gën a gëme réewam yan mooy valeur yi ma kii mu ngi wax modèle asiatique bien sûr dimension scientifique baa ngi fi mais dimension wu dellu ci sa bopp dund sa histoire am ay valeurs yoo xam ne yi da nga ko gëmloo sa population ñu mën a souffrir ab diir ku mën a wax ne suñu réew mi di nga ko tabax te nit ñi duñu souffrir da ngay nax sa bopp am na période de souffrance boo xam ne bii il faut ñu jaar ci suñu autorité bàyyi politique jël développement teg ko mu nekk ci seen kanam li ñuy def lépp politique la politique boo xam ne bii alors clientèle ba ngay jëkk a toppatoo ba pare door a wax lan mooy def tafal noonu ñu ne tabax na benn pomme fële tabax na benn soose foofu fekk nit mu ngi tumuranke nit boobu ñu delloo ko ci centralité ci wàllu jàng delloo ko ci centralité ci wàllu efficacité mais delloo ko centralité ci jox ko dayoom nga xam ne kenn du ko foowe boo gisee li xew ci sunu réew mi ñuy foowe nit léeg-léeg ci turu diine di ko foowe ñu bàyyi ay nit ñoo xam ne ñi amul dara lu war a tax ñuy wax ci kàddu diine ñu dajale ay milliers de personnes di ci def loo xam ne lii da ngay xam ne lii du diine lii du lu nite te amul kenn ku ci wax kilifa diine du ci wax autorité politique du ci wax alors loolu mënul ànd ak réew mu ñu développé pour ñu développé ko diine ji dañu koy delloo siwaat ci ay mission diine mooy lan mooy mu accompagner nit ngir ñaari fonction bi ci jëkk mooy mu dellu ci boroomam fonction ñaareel bi mooy li nga xam ne nekk na ci kaw suuf te doy sëkk mu fexe ba ñëpp jariñoo ko docteur Thierno wax na ko. waaw li nga wax ci kaw suuf ba am solo la parce que développement wax mooy dundal nit. léegi dañu toll benn moment bi nga xamante ne virus bi tëj na frontières yi. Sénégal fii ceeb mooy seeni problème. Thaïlande moo koy defar. Vietnam ak Inde. te kenn xamul virus bi ka lay arrêté. bu taree danañ teg seen frontière du duñu exporté. te bii réew mi fii béyuñu lu mun a dundal réew mi. est-ce que du foofu la dañu war a delluwaat ba tey fu ñu toll nii. déjà ñu xalaat ban gàncax la ñu mun a commencer di defar. pour bu loolu xewee. xiif bi bañ a dal réew mi. xam nga ñun dañu jóg rek ne nañu béy ci ceeb lu doy laajuñu lu tax ñu nuy lekkaloo ceeb. waaw mboq baa ngi fi. ñun ceeb man am suuna baa ngi fi suñu benn mag yàlla na ko yàlla yërëm yàgg na daf ñu wax Kébé ñun lu tee ñu lekkat mboq. mais ñun fexe nañu ba gëm ñu ne ceeb mooy dund même bu ñu gëmee ne ceeb mooy dund réew mi am na ci espace lu ko mën a béy am na ci ndox lu ko mën a béy am na ci expertise loo xam ne lii mun na ko béy mais boobu ba léegi ñoo ngi tergiversé ci fale bi Casamance gi nga xam ne cosaanu man dund naa Casamance nekk fa at moo xam ne mii xaw ma ceeb fu mu nekk ci boutique damay génne ñu dem ci faro bi andi ceeb bi ñu consommer ko ci saasi mais bien sûr am na ay yu tax ba loolu doxatul comme na mu doon doxe mais ba léegi am na fi ay secteurs yoo xam ne yi mën nañ ko ci dellu donc nit ñi dañuy wax ne ku moomul sa dund doo moom sa kàddu ku moomul sa dund rek doo moom sa kàddu te développement mu ngi tàmbalee nga moom sa dund ci am njëg mais nga moom sa dund ci mën a produire li ci gën a bari àdduna bi léegi àdduna jëflante la. kenn mënatul wax ne man li may utiliser yëpp ci man rek lay doon mais li nga xam ne mooy base sa consommation nga liggéey ko mais ñun image bi ñu joxe ci monde rural image boobu du développer mbay ci réew. kenn taxawu leen ci développer leen ñoom baykat bi ci boppam mooy nit ki. kooku tànk ubbi woo xelam jox ko man-man suma maam na mu doon bayee moom la maamam doon bayee maamaatam moom la doon bayee te léegi jumtukaay yi xarala yaa ngi fi suuf si nit ñi jàngat nañ ko ba xam lu koy yokk yii fi nga xam ne mooy ay possible léegi li ci des mooy volonté. nan la ñuy defee ay choix yu baax ci suñu wàll yàlla def loolu diine def ci man lu bari sëñ Saliou li mu def ci Xelkom.
exemple la bu wane ne mun nañu sukkandiku ci benn modèle ngir tabax loo xam ne sëñ Moustapha Bassirou def ko ci Pout beneen sëñ Mansour def ko feneen alors yooyu ay modèle yu ndaw la yoo xam ne yi modèle yooyu moom ngay éclater ci réew mi mun na bañ a sukkandiku ci diine toujours mais mun na benn sukkandiku ci benn solidarité communautaire diine ji lan la def mooy solidarité communautaire la rek sëñ Saliou ak i nitam mu andi leen kenn ku ne gis ci boppam sëñ Mansour ak i nitam mu andi leen kenn ku ne gis ci boppam un chef de village ak i nitam mu andi leen kenn ku ne gis ci boppam mais léegi la ñu nar a def mooy alors agriculture bi nga xam ne dafay nekk agriculture business nga xam ne toujours ku jóge ci biti mooy ñëw jël sunu suuf liggéeyloo sunu nit di bay loo xam ne bi probablement mën na am sax waa réew mi taxul mu di ko bay mën na am bu ko bayee ba pare daf koy bay ngir yóbbu ko exporter ko ca réewam te loolu mooy li tàmbali nga nasaxal sa agriculture bopp bu ko defee sa waa réew dañuy continuer di loof donc dama jàpp ne dañu war a xoolaat suñu bopp. monsieur bi am na sax ñu nu wax bu ñu gisee ñuy def ay camion ceeb da ko yóbbul waa àll gi gàcce la ci réew mi parce que pour ñoom yaakaar nañu réew mi war na mun a bayal boppam ba bu ñu toll ni dañu def ay camion ceeb di yóbbu. xam nga Alassane da nga poser problème boo xam ne bii ci muu Sénégal yi ci la bokk mais Alassane est-ce que dem nga Corée dem Chine boo demee foofu li ñuy lekk est-ce que nuroo na dara ak li ngay gis la ngay lekk Paris seen mode alimentaire ci boppam dafa méngoo ak ñoom seen nekkin ak li ñu doon. Sénégal boo fi dikkee fii tu fais pas la différence entre kiy lekk Paris ak kiy lekk Sénégal c'est les mêmes mais on mange les mêmes choses yi nekk foofu kooku dañ ko war a jëkk réfléchir mais gis nga Alassane li tax ma ne la nit bu nekkee fenn dafa war a xool boppam xool yenn yi xam nga sëñ Saliou bi muy yóbbu nit ñi Xelkom ak sëñ Mansour ni ñu bëgg woon suuf ñoom mais ñoom dañoo dem ci li suñu borom def mooy mais Alassane yàlla wàcce wula nga juddoo Sénégal mun la demal di lekk Thaïlande ak demal di lekk Chine déedéet daf la ne def naa la Sénégal jox naa la suuf li ngay dundee ak li ngay jël yépp defal naa la ko ci biir suuf si loolu moo ñu yóbbu ci agriculture bi nga xam ne moom la doon wax mais xam nga Alassane exode urbain je parle pas d'exode rural je parle d'exode urbain suñ ko buggee def mais il faudrait que Sénégal jël alalam ak ay milliards yu bari def ko ci d'abord la maîtrise de l'eau xam nga am na lu leen luñ war a mën a jëfandikoo xam nga le canal du Baol bi nga doon dégg ak kiwu Lompul bi le canal de Kayor mais naka ngay toog am benn investissement murit yoo xam ni waa Kër Sëñ Touba yi bi ñuy jël raay bi di ko yóbbu Diourbel boobu amuñu woon ay tracteur amuñu woon ay bulldozer amuñu woon dara di tabax par leur investissement humain ay juma dégg nga toog tey ji muy tijaan yi xaadir yi waa Touba ñu am ay opérateur économique yu am ay gradaire am ay bulle am ay nit yoo xam ni yi nga ni leen defal rek moo leen tere pour que ñu def pourquoi le pouvoir temporel mënul dem xool le pouvoir spirituel ne ko ñun dañu bugg investissement humain boobu ñu def ko pour jël le canal xëcc ko mu ñëw ba traverser tout le pays su ko defee xale yi nekkoon fii di yanu ay kees ak ay sac di dox fii di topp ay marchands ambulants ñoom ñëpp bu nu delloo dem ci agriculture bi fi la ñu am diversification des cultures boobu moo ñuy delloo ci yi nga xam ne bile moom la nit ñi mën a lekk ca du doon ceeb su ko defee léegi ñu am suñu notion de dignité de souveraineté moom mooy base fondamentale bi nga xam ne bile moom la agriculture bu porte ci Alassane agriculture bu porte bu développé wu moom mooy indi industrialisation parce que les produits yi ñuy produire il faut ñu transformer leen moom mooy indi mooy indi industrialisation moom mooy développer transport parce que bu kii bayee am na ko xam ne métier mooy mu jël transport bi indi ko suñ ko indee transport bi ki nekk ci industrie bi moo koy transformer bu paree ñu jox ko commerçant bi mu jaay ko
te pour que ñuy def ko il faut que mu koo xam ne moom mooy ñëw di def assurance bi. gis nga donc activité économique su ma la comprendre ci biir Oui. question bi mooy. pouvoir politique bi. bu amoon stratégie. waxtaan ak famille religieuse yi maanaam murid yi tijaan yi xaadir mooy ñëpp mooy catholique yëpp toog ak ñoom discuter ak ñoom ci mbirum développement. defaguñ ko. mbirum développement mbirum parce que mu bañ a nekk rapport du ay élection ñëw na. ma ñëw seet leen naka lañ may wootalee mais toog ak ñoom expliqué woon te naka la ñu mun investir mbirum développement mobiliser force yooyu yëpp. pour ñu transformer réew mi mu jógee ci jéegaani nekk réew bi produire. ma conviction profonde. mooy bu pouvoir temporel bi demoon dem seeti le pouvoir spirituel ne ko dama bëgg a xëcc ndox mi ba ma bëgg a def lii danañ joxe ndigal gars yi def ci seen alal def ci seen doole ñu régler le problème de l'eau. parce que sëriñ yi woote bu ñu tabax ay mosquée ay milliards yooyu. waaw bu ñu wootewul loolu ci développement tamit xëy na taalibe yi topp lañ ci loolu. mais dama la ne. le développement de l'agriculture pour maîtriser de l'eau wax naa la ne ci ñoom la mën a jaar fii tout de suite mu daal di nekk muy benn mais deuxièmement xam nga agriculture pour que mu mën a dem pour dox il faut nga adossé ko ci ay banques de développement mais est-ce que tu peux imaginer aujourd'hui Alassane quelque chose boo xam ne daf may torturer te daf ma metti soo demee nga jël fi ma xam laay wax man. su ma jëlee li ma bokk confrérie bi ma bokk muy confrérie Mouride. le khalife général des Mourides day toog am ci banque européenne yi ay 12 milliards ak ay 15 milliards ak yu bëri mais Alassane te ñun am nañu léegi ay sénégalais yoo xam ne ay banquiers lañu xam la finance islamique. Pourquoi mënuñoo jël suñu milliards yooyu ñuy jox tubaab bi d'abord mu ciy def ay intérêt ci sëñ bi moom bëggul ay intérêt lu tax mënuñu koo jël créer suñu banque islamique de développement boo xam ne su dana méngoo ak li ñu gëm amul riba amul leneen te danañ financer suñu développement mais ñu jël suñuy milliards jox ko filiale de banque européenne yi ñu koy jël di ñu ko lebalaat di ci teg ay intérêt mais kooku débat bi foofu la nekk man def naa ci benn vidéo boo xam ne dama ko assumer. Je dis que dañu war a jël te loolu boo ko demee. tarixa yëpp am nañ xaalis ci biir banque yi du nekk banque Mouride du nekk banque Tidiane banque de développement pour le Sénégal lay doon ñu jël suñu xaalis def ko fi jël suñu doom yi nga xam ne bi jàng nañ finance islamique ñu ñëw def ko bu ko defee la véritable banque islamique laay wax su ko defee ñu ñëw installé ko di jël suñu projet de société di ko financer defal suñu agriculture parce que tant que réglé woo ces deux notions doo am sax secteur privé bu développé wu. Pourquoi aujourd'hui notre secteur privé mënut a toog pour liggéey parce que amul doole léegi da ngay gis nga ubbi sa entreprise ñuy joxe marché ne la référence bi c'est pas il faut que nga def benn marché de 17 milliards mbaa 20 milliards léegi amoo ko xam nga lan ngay def dem jël benn chinois mu jox la ay référence am ngeen def groupement nga soumissionné chinois bi du def dara moom ay référence am la jox nga soumissionné léegi ngay def marché bi di ko jox pourcentage am mu lekk parce que yow mosoo ko réaliser. Donc il faut que mu am ay banque de développement marocains yi bu ñuy ñëw fii seen banque de développement yi ñooy ñëw fii di accompagner seen secteur privé bi mais ñun Sénégal yi bu jóge fii amoo benn banque de développement bu la yóbbu et les puissances yi nga xam ñoo yor banques yi mais duñ la nangoo jox pour que ngay développer yow Sénégal donc les banques de développement dañ ko war a def ci am nañ fu ñu ko mën a defee parce que am nañ xaalis bi nañ ko fa dugal jël suñu secteur privé développé ko di régler suñuy problème parce que man bu may wax secteur privé national laay wax man waaw secteur privé national adossé sur ay banques de développement ak le développement de l'agriculture c'est la seule porte de sortie pour l'Afrique et pour le Sénégal. Oustaz, est-ce que capacité de mobilisation bu ñu am ci réew mi en termes de finance des tarixa est-ce que yaakaaru na nguur gi bu amoon benn stratégie ak ñoom bañ a wax mbirum relation politique rek relation xam relation de développement la ñu mobiliser nit ñi mobiliser épargne interne bi investir ci projet de développement maanaam soo amee hectare de terre yi nekk ci fële ci vallée du fleuve ci Casamance ci partout ñu béy bi ñu suqali ko nañu investir ci wóolu bi am confiance bi am ñu mun a génn ci jeegaani. waaw xam nga développement moom boo gis nit ñee koy tabaxal seen bopp d'abord ci seen xelum bopp lay jóge ak seeni conviction ñu am ci ngëm-ngëmu biir développement xadar la xadar boo xam ne bii dañu koy suqat ci nit ba nga xam ne dana ko jaral xadar jooju alors ci valeur républicaine yi nga xam ne mooy moom la ñu am ni tey amu ci parce que nit ñi duñu ci gis seen bopp donc am na yeneen valeur yooyu sukkandiku
mu accompagner loolu ngir nit ñi mën a gis ci seen bopp ñu ànd tabax gis-gis ban réew la ñu bëgg a tabax bu ñu àndee tabax gis-gis boobu ban réew la ñu bëgg a tabax ban sénégalais la ñu bëgg a tabax fan lañ ko bëgg a yóbbu lan mooy conviction yi nga xam ne moo koy taxawal diine ban place lay am ci tabax boobu centralité bi il faut mu am ci parce que kenn ku ci ne dafa am jaar-jaar boo am tubaab bi ñu bëggee développer seen bopp dañu fabriquer démb goo xam ne ñu ngi ko dellu ci civilisation bu yàgg ba bu romaine bu yàgg ba ci la ñu jëlee yoo xam ne yi alors ñi nga xam ne ñooy xeltukat yi nga xam ne ñooy xeltukatu siècle des lumières comme ñoom ni ñu ko tuddee ci loolu la ñu tabaxee Europe gu bees gi nga xam ne moo dox ba mu yegg ci fii nga xam ne yegg na ci sa ay limitam yow boo bëggee tabax civilisation boo xam ne bii day doon na loolu te loolu moom la alquran wax ne adduna dañu koy wër-wërloo bu kii moomee tey kële moomee suba ñun sunu moomee jot na mais est-ce que yëg nañ ko. sunu moomee jot na mais yëguñu ne sunu moomee jot na parce que ba léegi ñoo ngi ci yoon yi nga xam ne ci civilisation bu la lañ ñuy boole. bu ñuy wax ni di wax affaire Afrique ne wu ñu ci Afrique de Afrique xanaa ci wàllu géographie mais ci wàllu orientation politique ak développement amul benn différence entre la ñuy def France di ko def Angleterre ak lu ñuy def fii ci sunu réew. est-ce que crise bi yaakaar nga ne rupture boobu dina am. loolu moo dalul suma xel. parce que dama gisul ñu wax ci loolu. loolu moo dalul suma xel c'est-à-dire affaire bi profondeur bi xam nga nouvel ordre bi président wax na ko. tudd na ko. en tout cas nouvel ordre boo xam ne bii war na am mais nouvel ordre du juddu ci gént. ci liggéey lay judd. ci liggéey lay juddu rapport de force yi moo koy andi ba nga xam ne suñu réew yi tabax nañ ko tabaxin boo xam ne bii yàgg na ci mën a produire loolu sëñ Mountakha université bi muy tabax. Sénégal bu bëggee tabax université ñëpp dégg coow li. Massalikul Jinaan bépp projet bu tolloog moom ci wàllu financement. bu ko état bi bëggee def ñëpp dégg coow li. te pourtant ay sénégalais def nañ ko ci diir bu record. donc loolu li muy tekki mooy suñu financement interne c'est-à-dire am na fi ressources internes yoo xam ne yi mun nañ ko jëfandikoo. foofu laa waxee ci mbirum agriculture bi est-ce que léegi lënkaloo état bi ak foofu bu bañ a nekk relation politique. mooy politicien nag relation xamante ne relation de développement lay doon. mooy li may wax ñu mobiliser sénégalais ci loolu. ci tabax état boo xam ne bii orientation bi dana may mu dugal loolu ci biiram. mu bañ a ragal affaire nitu diine. complémentarité moo war a am waxuñu ne nañu tabax état boo xam ne bii état islamique la mais dañu wax ne nañu jël islam mu nekk facteur boo xam ne bii day bokk ci liy développer suñu réew. nañu jël christianisme ci ñi ko gëm par rapport ak seen gëm-gëm mu nekk ci loo xam ne lii cëslaayu biir lay doon ci ñoom ngir ñu développer seen réew. mais mënuñu tabax réew moo xam ne mii ci Sénégal gi ci xelu doomu adama kese lay doxee ñi nga xam ne léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ñii alors boo bëggee wax ne ñii ñooy kilifa réew mi daf lay jaaxal ak réew mi ni mu bindoo ñu ne ñii ñooy kilifa réew mi mais daf lay jaaxal ak réew mi ni mu bindoo ñii mënuñu nekk kilifa réew mi. est-ce que jotul justement ñu def benn link entre ñu jàng école ñu jàng ci université Al Azhar ak yooyu ñu ci côté arabe bi créer benn genre club de think tank xam nga réflexion yëpp fa lañ koy mën a waxtaanee sotti xalaat wax réew mi tabax bi ni lañ ko bëgg a tëggee. mooy ñun li ñu tuddee refondation ñu jëlaat bâtiment bi utal ko ay fondement yu bees. tabaxaat ko tàmbali ci tabaxin woo xam ne wii wu dëgër la wu durable woo xam ne bii dana mën a yóbbu waa réew mi ñëpp gis ci seen bopp te loolu affaire stabilité réew mi daf ci aju enjeu de stabilité la comme ni mu nekk enjeu de développement nit ñi xamuñu ñiy jàng l'islam léegi ñiy jàng njàngum arab processus boobu seen nombre nu mu toll xamuñu seen qualité nu mu toll ñoo ngi ci institution yi ci àdduna bi mais bu ñu nekkee ci seen réew nekk doxandéem man damay tukki léeg-léeg di am ci ay ndaje yu may dem bu ma demee nii bu may taseeg ñi nga xam ne wóor na mën a ñii maa leen tane c'est-à-dire en terme de profil universitaire. ak ñoom li ñuy tekki ca fa ñu ne. ak ñun suñu réew mii ñii nga xam ne ay docteur ngay dégg ci ay domaines yoo xam ne yi daf lay jaaxal
bu ñu ñëwee ci seen réew mi nekk fi di jàng kaamil ak nekk ci jàkk yi foofu loolu ku foog ne réew mi dina ko bàyyi mu continuer da ngay nax sa bopp. waaw monsieur le ministre est-ce que Sénégal kàngam yi am ci réew mi xalaat bi ci fépp secteur yëpp te am Sénégal tamit ay xarañ nekk ci bitim réew nekk ci diaspora bi nekk dans des postes de responsabilité xamante ne kenn mënu ko naatable est-ce que jotul ci réew mi ñu jëm a lënkale xam-xam yi ci réew mi créer benn genre club de réflexion pour réew mi think tank pour réew mi bu ñu tënkee ne lii la ñu xalaat ci réew mi lii la ñu bëgg doxalee réew mi ñu xool naka lañ ko mun doxalee pour génn ci nooteel bi ñu am ci tubaab bi. xam nga Alassane yaa ngi ñëw di benn domaine boo xam bi yaa ngi wax utilisation ressources humaines yi ci nga nekk foofu dafa am yoo xam dañu ko war a briser d'abord gis nga par exemple li ñu wax fii sànq par exemple nga ne léegi est-ce que jotul ñu boole ñi jàng kii arab yi ak ñi jàng kii mais loolu la ñu war a briser parce que loolu amul nekkul parce que ñii dañoo jàng ci langue tubaab problème de langue la. ñii jàng ci anglais ñii jàng ci arabe ñii jàng ci français donc langue boobu jotewul dara ak compétence yi ñoom ñëpp ñoo ko jàngandoo parce que ki def sociologie def pédiatrie en arabe mais bu dikkee di ko pratiquer moo ki def anglais ak ki def français ñooy la même pratique c'est les mêmes compétences donc c'est l'utilisation des ressources la ñu war a def sans ñu xool la langue fii nag dañu privilégier la langue française ku jàngul tubaab pour ñoom doo intellectuel te loolu taxawul demul donc il faut ñu jóg koo briser beneen business xam nga yaa ngi wax ay problème ressources humaines man dem naa fi Indianapolis dem fi Atlanta tasanteeg ay sénégalais yu fa nekk ñu ñëw seet si ma de bi ñu ñëw seet si ñenn ñi ñi ngi nekk ci ñoo xam ne dañoo participé woon ci clonage nekk ci ay laboratoire à Atlanta à Indianapolis nekk au top de la recherche mais biñu dikkee xam nga lan la ma wax dañu ma ne yow monsieur le ministre ñun dégg nañ le président Wade di wax retour des compétences en Afrique mais vous voyez mal le problème parce que ñun ñiy def recherche yor laboratoire yi war a nekk ci yenn dimension yi mais ñun mënuñoo dellu ci Sénégal parce que amu leen plateau yi 2 suñ fa ñëwee mënuñu def xam nga lan ngeen mën a def ngeen répertorier yi ñun ñi nga xam ne bi ñun ñëpp ñoo yor xam-xam yooyu secteur bu nekk ngeen répertorier ko def benn espèce su annuaire boo xam ne xam nañ toutes les compétences africaines yiy gravité autour du monde su ko defee ñu ñëw di def ay partage de connaissances. dootu leen fay plan directeur ak ay études dootu leen ko fay domaine bu ngeen dem ñun ñu defal leen études yi parce que ay milliards la ñuy fay ñun fi ne nii pour di def ay études ci projet ñun dem defal leen études yi defal leen transfert de compétences ñu boole suñu ay doole ba kañ la ñuy créer les plateaux qu'il faut pour que ñëw ñibbisi parce que dans tous les domaines ñun mën nañoo ñëw pour liggéey ci au niveau du Sénégal donc bu ñu defoon benn annuaire de toutes les compétences sénégalaises en particulier mën nañoo régler suñu problème yu bëri ci ñooñ apport yooyu ñuy indil fii beneen bi dollee ko mais Alassane est-ce que tu peux imaginer aujourd'hui Sénégal est-ce que xam nga les pays qui nous entourent là ñoom ñëpp ci xam-xamu Sénégal ci la ñuy dox parce que réew mi dafa am ñoo xam ne dañ leen a mettre à la périphérie ñu bàyyi Sénégal génn di nekk ci sous-région bi di leen monter projet yi yëpp man bu ma la toogoon fi mën naa laa defal tey fii benn liste boo xam ne bii ay nit yoo xam ne yii te Sénégal Sénégalais yu bëri Guinée billahi wal kitaab boo demee Guinée ak foo mën di dem am na ay fonctionnaires yu nekk Sénégal am na ay fonctionnaires yu nekk Sénégal ay fonctionnaires yuy liggéey ci ministères yi dañuy def li ñuy tuddee xarmat mooy jóge fii daw ay quelques jours dem Bénin maa ñu dem Gambie dem Niger defal leen seen ay plan monter leen seen ay projet dil soit toog Sénégal bu ko defee léegi nga jël sa ay doom mettre leen à la périphérie ñuy jël seen xam-xam di ko jaay ci biir réew mi mais loolu xam nga lan moo ko indi te mooy li nga doon indi ci affaire relation temporelle ak spirituelle bi c'est toujours la notion de politique gis nga politique mooy yàq lépp ci biir Sénégal parce que président temporel bu ñu demee ci xalifa général bi xam nga lan lañ fay seet ña nga fay seet naka la ñu mën a defee pour que bu élection bi jotee mu joxe leen ndigal pour que ñu wateel leen mais bu ñu fa demee duñu fa wax ay problème de développement économique naka lañ mën a àndee pour am un projet économique naka lañ ko mën a defee duñu ko def beneen bi des suñu jëlee réew mi dafa am ay compartiment yoo xam ne yii ñi gën a qualifié ñi gën a man ñi am xam-xam ñoom nga fa war a def am na foo xam ne fii ki àndal ak yow di campagne di nekk ci àll bi di def fi boo nekkee président de la république sax am na espace yoo xam ne au sein de la république waru koo occuper sàmmkat bi bàyyi ko mu nekk sàmmkat nga jàppale ko ci la mu doon sàmmi ka nekkoon baykat jàppale ko pour que mbayam dox
ki doon commerce jàppale ko mbaa li nga xam ne bi la moom mooy doxal réew mi nga jël les meilleurs les plus compétents les plus patriotiques nga teg leen fa jàppale leen soo ko defee réew mi dina dem mais le drame de l'Afrique c'est les positions politiques yooyu tant que réglé wuñ ko di jël compétence yi di xool économie bi di xool projet de société bi ñu tiise comme ni ko oustaz waxee. Quel projet de société là nous avons? Nos constitutions que nous avons mais il faut qu'on les réforme parce que constitution xam nga lan la mi ngi mel ni nga jël ay corps d'état teg leen plomberie climatiseur beeg ascenseur beeg affaire yooyu yëpp nga ñëw nag enveloppé ko par le génie civil. Constitution boo koy def da ngay xool koo doon loo nekk composante yi say gis-gis say yëpp moom ngay taxawal ak ku war a bokk soo paree na nga enveloppé génne loo xam ne ñëpp ko bokk ñëpp ci d'accord soo ko deful mais di jël ay modèles yi nga xam ne bi leen tubaab yi ñoo ko defaloon nga ñëw calqué ko ci suñu yëf kooku itam ci yi ñu rey ci la loolu bokk. Donc c'est profond mais nag sa question bi nga waxoon nga di est-ce que changement du am par force changement day am. Parce que nos économies se sont écroulées bis bu changement amul ñu bëgg ko continuer ci le même modèle de développement bi nga xam ne bile moom lañu jëloon ci ay tubaab yi indi ko fii ca xooluñu suñuy priorité dem du sotti ca gis nga boo nekkee état nga yor ko dafa am ay mesures impopulaires yoo xam ne da nga war a am courage pour jël ko parce que ces mesures là ñooy nekk dëllëg ay mesures populaires te kooku c'est le rôle de l'état un dirigeant. boo waree jël mesure impopulaire boo xam bi xam nga ko ci projection que day rentabilité au bout d'une séquence temporelle da nga war a am fit jël ko mu mat nga xam ne buñ ci àggee mu jariñ askan wi ñoo xam ne mesure bi muy tàmbali metti woon na mais jël na solution. mais oustaz moom nee na orientation ma gisagu moom gëmut dina changer. noonu nag gaw ma ne dana changer à 100%. da nga yaakaar demoon na fa woon rek lay doon. li muy wax mooy suñu changé wul comportement. waaw mën na am ay amélioration yu ndaw. waaw mais toujours. noo ngi ci biir modèle bi. mais taf yëngal boo ñu def taf yëngal bi ci même modèle bi. waaw dañu gaaw ci modèle boobu moo andi ay limitam ci suñu réew. est-ce que loolu dañuy wax parce que muusante bi nag ci réew muusante bi ku nekk yaakaar yaa gën a muus keneen kii. ndax yëf yi du avancé. xam nga priorité développement moom la ñu amul. ñun ay priorité politique la ñu am ak kenn ku ne defaru sa defaru bopp. intérêt bopp. sa defaru bopp. fàtte askan loolu dafa am leadership boo xam ne bii moo ko mën a dindi ci réew mi. leadership boobu il faut ñu tabax ko le président Sall amoon na chance bi mais am na yu ko gàllankoor ba tax mu nar a ñàkk loolu bu ko ñàkkul daanaka jigéen a ñàkk ko donc il faut ñu tàmbaliwaat gëstu kan moo mën a incarner leadership boobu nga xam ne mooy xëcc réew mi parce que ko sutul doo ko tungóob ko ëppul ker doo ko keral il faut nga nekk ci station boo xam ne réew mi dinañ la gis foofu bu ko defee kenn ku ne bëgg la fekk sa ci foofu te loolu fi muy tàmbalee gis nga dafa am benn Omar ibnul Xattaab crise dafa am ab xiif am mu nekk président c'est-à-dire nekk amirul mu'minin crise bi mu ngi ko tàmbalee moom ci boppam stock bi nekkoon ci këram yépp ci dund mu ne nañ ko génne lan la ki gën a néew doole di dunde ñu ne mburu moo xam ne mii dañu ko lakk farine dañu dëbb rek dugub defar ko tàngal ko moom la ki gën a néew doole di dunde mu ne loolu nañu ma koy jox ma koy dunde ba génne ci crise bi c'est-à-dire sacrifice yu mag yooyu nga xam ne mooy tax waa réew mi xam ne dugg nañu ci bunt bu bees alors loolu mooy tax ñu xam ne ay rupture am na mais sacrifice yooyu moo amul donc ci biir crise mais kenn ku ne di xool crise boobu loo ciy gagné. te loolu mu ngi tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoo yor suñu kilifteef loolu bind yooyu la ñu war a joxe privé seen bopp lu bari ba nga xam ne nit ñi dinañoo xam ne boo ne leen takk leen seen biir ñu takk seen biir boo jëlee ay mesures yu impopulaires ñu fekk la si ñu fekk si la si bu boobaa kenn ku ci ne teg sa yoon mais li ngay gis ni mooy dogalante kenn ku ne na dogal moroomam. xam nga monsieur le ministre waaw. gis nga système bi gis nga le système en tant que tel. mooy broyer nit ñi. gis nga système bu ñu ko détruire da ngay ñëw avec sa bonne intention. waaw am sa envie. le système te broie. kooku il faut le détruire ce système là te par force gis nga fi ñu jëm nii après virus bi gis nga oustaz li mu wax par force changement dina am parce que conditions objectives yi de nous réunir modèles yi gis nañ ne c'est des modèles qui n'étaient pas fiables
te gis nga les élites africaines yi nekk fii képp ku ci amul conscience boobu di nga tasanteeg benn soulèvement populaire ak une exigence bu nga xam ne bi profondément dina ñëw doo ko attan par force dinañ changer comportement parce que les populations vont être beaucoup plus exigeantes parce que teg nañ seen bët ci modèle de développement ak mesures yu bees yi nga xam ne bi jël nga ko ci biir crise bi soo paree danañ la ne lii nga génne foo ko jële woon lii foo ko dencoon ak pourquoi nga doon ñu diriger ci bii fànn ak li nga def ci biir crise bi donc par force changement dina am ku ko comprendre wul nag di nga dem vers ay déboires yu garaaw yoo xam ne doo ko mën a contrôler. waaw déboire dañu sax suñu temps bu ñu joxoon jeex na maa ngi gërëm monsieur le ministre Thierno Lo nekkoon fi ministre de l'environnement te nekk kàngam ci réew mi di gërëm tamit oustaz Makhtar Kébé nekk vice président de cadre unitaire pour l'islam dina waxtaan tey ci crise bi dimension spirituelle bi ñu xam ne nit du machine rek dafa am aussi lu mu gëm te ngëm-ngëm bi mooy tax lu bari war a mun a changer ci lu muy dundee nu mu koy defee di rappeler nit ñi tamit ñu bañ a fàtte mbas mi am na feebar bi dafay reyaate virus baa ngi biir Sénégal ñun nii ñoo yëbbu virus bi ni docteur yi digle nañ ko defee noonu bu ñu bëggee génn ci coow li ci maanaam crise bi xamante ne virus bi moo ko indi ci àdduna yëpp di gërëm auditeurs yëpp di gërëm téléspectateurs yi di gërëm tamit équipe technique bi nekkoon na ma suba ba léegi di leen dox daje fii ak suba incha allah yéen doog jàmm.